jërë ngeen jëf ci ànd bi ngeen ànd ak seen rajo Sud FM 98.5 mbokk yi amaan nañu mbégte rek ci kàttanu borom bi ñu teewaat fii di àddu ngeen di teewlu si seen émission loo ci xam seen émission loo ci xam ne nag ñëwaat na comme ni ñu koy defee rek samedi ju jot bu waxtu wi jotee ñu fas yéene ànd ak ñëpp ñi nga xam ne jamono jii ñoo ngi ànd ak seen rajo Sud FM pour fas yéene si ànd ak waxtaan yi leen di indil léeg-léeg nag ñu dalal ceeb gan ci ay leeral ca la ci jëm si sujet wala daal thématique yu ñuy waxtaanee dégg ngeen samedi weesu waxtaanee woon nañu li jëm ci wàllu daal sécurité ak li jëm ci wàllu nu ñuy aalee maanaam nu ñuy taxawoo lu jëm ci wàllu catastrophe ak la ca jëm mu doon loo xam ni daanaka sax léeg-léeg waaw maa ngi jégalu honorable Sané moom nag danaan bu ñu wax catastrophe na dañuy wax les aléas naturels waaw wala aléas yeneen yi ci jëm. kon nag ba tey rek ci fànn woowu ba defoon nañ ci waxtaan ba dégg nga après daal lañ ci jël ci xalaat loolu nag du yàq nag ñi nga xam ne ñoo yor mbir yi taxawu ci pour rek lu jëm ci njëriñu askan wi. dinañu fas yéene ànd ak mbokk di tëriwaat tey rek ci waxtaan bu jëm ci wàllu loolee nga xam ne tamit ay xew-xew la tey day bëri di donc récurrent ñu naan daal luy dem di dellu si la. mu jëm ci wàllu jafe-jafe suuf seek li jëm tamit ci wàllu accident ndaxte nag du fàttali du tee tamit dañu fàttali tegaat waxtaan wi rek pour joyantiwaat wala daal waxtaanaat suñu biir fàttalante ci li nga xam ni noonu la ñu war a taxawoo jëmale ko ci loolee nga xam ne moo jëm ci wàllu yooyu nga xam ne nag daanaka jafe-jafe la fii ci Sénégal da nga gis ay borom kër yoo xam ne daanaka nu ñuy liggéey seen àdduna yëpp wax dëgg yàlla ñoo nag def ko ci fenn waaye nag fu muy mujjee léeg-léeg daal coono lay mujj ci ñoom léeg-léeg lu waral loolu ndaxte est-ce que ñooñee bañ leen di jox dañ war leeraloon nañ leen yooyu yëpp tamit lu ñu war a saytu la est-ce que tamit foofee nga xam ni bërëb boobee ñu leen waroon jox yooyu tamit la ñu moom la wala ku leen koy jox lu mu moom la ak yooyu yëpp ba léeg-léeg da ngay gis sax dañ fay mujj dajji daal yàq fa lu bari loo xam ne ci koppar lay doon waaye nag après daal ay ndàmpaay ci dikk ak yéeg ak wàcc mu doon loo xam ne daal coono ju bari la fii ci biir Sénégal boo tax ni naam bu nekkee réforme bi ñoo ngi koy wax la ca jëm ak yooyu yëpp teewul tamit ba tey daal jafe-jafe yi ñoo ngi tar ba léegi ci fànn woowu dégg ngeen li jëm ci wàllu mbuurkat bi gàddaay sax daanaka ñoo ngi ne peut-être ñoom jàpp nañ ni loolee ñoo ngi ciy waxtaan waaye teewut ay ataataan ngi nii mu doon coono goo xam ni borom kër yi ba ñenn ñi faatu nañu ñenn ñi crise nañ si boo faatu ak leneen ak leneen ak leneen bokk ci tamit leneen lu ñuy waxtaanee jëm ci li nga xam ni moo di accident yi tamit nu mu commencé ci Sénégal commencé waat benn diir sax dafa mel lu daal mbir mi daa amoon benn dal waaye nag dafa mel lu dafa taxeer na waat fan yi ak lu ñuy seetlu ci yenn yi ñu jàpp ni daal ba tey est-ce que du problème visite technique bi moo taxawaat ba léegi ndaxte yenn oto yi daw yi ba léegi daal noo mu koy amee nuñ koy amee ak yooyu wala sax ba ñooñee nu ñu war a taxawoo ci fànn woowu ndax gis nañu daal léeg-léeg oto yi koy bëri dem daal daanaka ñooñee ca fourrière ga la gënoon jékk kon nag mu doon loo xam ni daanaka daal moo ngi di jëli bakkan ci li nga xam ne nag mooy si suñu Sénégal gi ci la ñu bokk ci li nga xam nag waroon nañ gën a taxaw nag aar tamit nit ñi ci li jëm ci wàllu tali nit ñi tamit aaru ndaxte nag tali wi tamit lu muy jël ci bakkan bari na lool la ci fan yi ñu nemmeeku wala sax si weer yi ñu génn ba ci wala at yi ñu génn ndaxte nag gis nañ ni saa su ne rek li jëm ci wàllu xayma statistiques yi day gën di tar ma ngeen woote soo leen bëggee bokk ci waxtaan bi ci 88 628 98 98 taxawaay nit ñi nga xam ne dañoo yittewoo ci bërëb bi ñu dëkk wala nan lañ ko war a joxe ba tax ni loolu moo mujj fenn foo xam ne daanaka daal du am yi jafe-jafe ba ci ndàmpaay wala sax yëg ko wàcc da ci am beneen bi bokk na ci tamit nu ñu war a taxawoo naam sax bu nekkee saa su ne jëriñ yor wàllu transport yëkkati ne day yéelab karawaasam ak yu tee waaye teewut ba tey rek jafe-jafe yi ngi fii ci fànn woowu ba tey ci càggante la ci ñoom wala tax ñi nga xam ne ñooy dawal daal ñoo gënul farloo ak li nga xam ni mooy la ñu diggal ci télé bi ci 88 628 98 98 gannaaw bu ñu gërëmee bu baax ñi nga xam ni ñoo leen baaxee waxtaan wi di pharmacie nationale d'approvisionnement bi nga xam ni seen liggéey mu ngi jëm ci fànnu yembal garab si ñu ngi lay nuyu ak ñi nga xam ne tamit jàppandal garab fépp foo jëm rek ci bërëb fajukaay di nga fa fekk seen i garab ci yombalal ak tamit ONAS bi nga xam ni seen taxawaay moo jëm ci wàllu jàpp na ñuy génnee daal lii di ndox mu boni si bërëb yi ñuy dëkk ak ca yéen ñi liggéeyee kon nag ci ñu jël ci ku ci ligne bi ci ku njëkk ci waxtaan wi asalaamaaleykum. nuyu. ñu ngi nuyu sëñ Moussa ñu ngi nuyu di ziar. jërëjëf alhamdulilah. waaw Amar la. waaw sëñ Amar bisimilah ñu ngi lay nuyu. waaw affaire bi de
ñun daal suñu problème man dama yaakaar ni. xam nga fii loo fi gis rek am na ku war a rendre compte am na kuy war a laaj. waaw. am na foo sit fii amul responsabilité. foo gis rek am nañ ko fu ñu ko dénk rawatina sit bu mujj bii coow lii nekk Thiès nii. mais ana eaux et forêts yi. waaw. ab commune nu muy lotisé ni lotisation bu valable. la ko dolleeku eaux et forêts dañuy def ay salaire ay benn corps lañ bu ñu réglé ah. corps bu ñu organisé la. xam nga tam lenn li moom wax dëgg yàlla ñàkk organisation bu baax rek la. waaye loo gis am na ñu war a woo dij leen ñu rendre compte ñu public bi xam ne lii moo xew. mais dama gis ne toujours rek ci kaw baadoole yi ndeysaan lay dal. toujours daal ci kaw baadoole bi nga xam ni dundam yëpp. mi ngi rayante pour am fu mu dugal njaboot balaa mu fiy jóge am fu mu dugg. yu demee noonu xam nga kooku am na yoo xam ni conditions yoo xam ni boo ko koy laaj. waaw wax dëgg yàlla xamuñu ko sax Sénégalais xamuñu sax fu ñuy jaar pour am kër. dëgg la. fan la ñuy jaar xam nga kii kër buy jar téeméeri junni kooku borom du dem notaire borom du. waaw wala ñoom ñoo war a fexe yooyu jóg fi. ubbi conditions yu leer ku bëgg kër dem jaar foofu. mais bu ñuy caaxaan ay kilifa bokk ci caaxaan yi bu affaire bi kalaatee ñu jàpp baadoole yi. di pamteeg yeneen affaire noonu. yéeme na. loolu la. Sénégal dañ dul sanctionné ñàkk a sanctionné rek moo fi nekk Moussa. ba ci fi nga daaneele ci oto yeeg accident yi. loolu rek la. da ngay jaar ci tali bi sax ñu def garde fou yoo xam ne lii rafet ay nit da nga naan lii ay animal lañ ko fi defal. mais ay nit dañ leen di sanctionné. jërul def ay barrage jërul def dara. ay sanction na dal. loi yaa ngi fii lépp a ngi fii pourquoi duñ ko appliqué. te dañuy xaar ba dara am ñuy yuuxu mel ni Sénégal daal pays la boo xam ni. amul loi amul norme amul dara nañ appliqué norme yi gënuñu yeneen réew yi normal réew yi civilisé. ñoo bokk loi yu ñu yor ñoo bokk lépp. absolument lan moo xew nag ba tax ñun ñu nit dinañ am lu baax te yar bi du dal man loolu mooy sama problème ak Sénégal. lu yéeme la. ñooñu nuyoo di sant. jërëjëf sëñ Amar ci fan wu kon nag moom ci loolu laa du ñu xaar keneen ci ligne bi ci 88 628 98 98 yéen a ngi seen biir émission lu ci xam asalaamaaleykum. asalaamaaleykum maaleykum salaam. non Moussa. waaw El Hadj ñoo ngi lay nuyu gëj nañ la dégg. waaw ñoo ngi lay nuyu bu baax a baax. ñu ngi lay fay taarika di la. siyaar auditeurs yëpp. Moussa. naam. ñaari yëf yi nga indi day bu ci nekk ak problème mu boppam. waaw. gis nga ci wàllu suuf si laay njëkk. gis nga Sénégal bu ñu ne dañu bëgg a développé. te lu nit ñi liggéey ba dajale ko rek ñu yàqaat. waaw fan la ñuy développé Moussa. waaw yéeme na de waaw. kañ la ñuy développé. Moussa lii xew Thiès bërki démb jëlale naa xam nga gàddaay wax nañ ko fi ba sonn. xamuñu fu mujj léegi. léegi lii xew Thiès bërki démb Moussa. gis nga fi may tàmbaleeg yow. mooy gis nga Thiès ak li ko wër ba daanaka léegi daj na Sénégal. amul benn dëkk boo xam ne bi yow garab nga jëmbat sa biir kër. garab laa wax boo jëmbat sa biir kër. waxuma gu ne ca mbedd ma bu nga jëmbat sa biir kër wala fu mu mën a nekk ci sa tool wala sa biir kër boo ko bëggee gor da nga wuti kayit eaux et forêt. waaw. wala boo ko goree ñu indi la problème. dëgg la. waaw nan lañ ñu mën a waxee ni lii xaw ma forêt classée xaw ma forêt calée xaw ma décalé xaw ma lan ak lan ci forêt boobu. ba pare ñu tabax ko ba dëkk fa ana waa eaux et forêt. waaw. Moussa ndax tool li muy bëri bëri dégg nga ci ñu jàpp nga jaay suuf sax. déedéet. wala ñooñu dañuy ñëw rek ñoom tabax fa. waaw. mais gendarmerie bi ñu jox liggéey boobu muy toj. ñoom war nay xam ñi ko jaay ñan la. ak lu tax ñu jaay ko ku leen ko jaayloo. maanaam. leen tax ñoom duñ ko gëstu ji. waaw waa des mais dañuy ñëw rek màbb. nit ñoo xam ne ñu yow ba ñu dalee liggéey ba léegi lu ñu am genn wàll gi dañ ko fayee lu yaas. lekkatuñu naanatuñu pour am benn mbirngal moo xam ne danañu fa tëdd. donte du tëdduwaay bu jekk sax danañu fa tëdd. te foofu man bu ma duumul courant ba dem na fa ndox ma dem na fa. ah fu courant dem dëgg. courant demul. waaw. courant dem na fa ndox dem na fa. léegi courant ba ak ndox ma lan moo ko fa yóbbu courant ak ndox. société nationale la ñoom war nañ fu ñu koy dugal ñu xam fii fu normal la wala normal. Moussa gis nga réew mi lii fi nekk nañu ko wax ay tappale dong nga fi ne te boo liggéey ñu jox ko ñeneen. gis nga xam nga nee ñu leen danañu leen régulariser. bu loolu lañ leen wax. waaw. waat naa ne da nga fa gis ñoo xam ne danañ fa am kër te mosuñu faa nekk. am na ñu fa amoon danañu ñàkk.
gi daal amoon nañ danañ ñàkk. ma ne dañuy dëpp carte gi daal. waaw yow carte dëpp. dañ koy mboccat. dañ koy mboccat. bu wax la. dana am ñu wallaay dana am ñu fa am kër ñoo xam ne mosuñu faa nekk. am ñu fa ñàkk ñoo xam ne ña nga fa woon tojal nañ leen. gis nga ma dem nag gis nga accident yi. du wàññi ko day yokk. déet waay. maa la ko wax man li ma la wax lu ma xam ne. gis nga Moussa. xam nga da ngeen ne wàññiku woon na mosu nañu ko wax fii. man gis na maa déglu émission bi lool ndax nekkuma fi woon. dëgg la mais congaan ñoom waxoon nañ ko ñu ne accident yi man leen oto yi dañoo dawagul. waaw. dañoo dawagul oto bu dawul du accidenté. oto bu gaare nu muy accidenté. waaw. même bu ñu commencé daw rek ay commencé waat parce que dara changé wu. dëgg la. dara changé wu. ñun dañoo luppe ca départ ba lañ luppe. dañu luppe. jéemuñu dara ci transport xamuñu ci dara. su histoire amee daal kenn ku ne génn wax li ngay wax. foofa la yem jeex. dëgg la. xam nga ministre bi nee na am nañ ay conditions yu ñu tegoon yoo xam ne war naa wàññi accident yi. conditions yooyu doxul lu ko tee dox. waaw. ñoom rek ñoo fa ne de. waaw moo kam fa wut yëpp ñoo bokk fu ñu bokk. moom mi fa nekk tey mu ngi noonu nee na léegi xaw ma lan zéro. tolérance zéro xaw ma man. mais yàgg nañ zéro laa xamul lan la. tolérance zéro kay fukki at ak juróom-ñaar a ngi ni ñu koy wax waaye ba léegi daal moom. man moo tax man lu mu tekki laay laaj. lan la tekki. tolérance zéro moom bu ñu ko doon def ci ñoom lañ koy commencé. ci ñoom la daan yi war a commencé li ma la wax ci eaux et forêts bële. ak gendarmerie bay tëj kër yi loola ma la wax moo nekk ci ñoom ñii. ñoom ñii normaluñu. parce que barki démb rek dégg nga ñu ne am na ay nit yoo xam ne ña nga leen jàpp ca fa ñuy defar visite technique. yéeme na. ci ñu fa nekk ñoo xam ne ña ngi koy liggéey di jaar ci suuf di def yoo xam ne kenn xamu ko. ñooñu ana fu ñuy mujj. doo ci dégg dara. ñun ñu Moussa du baax transport bi toppatoo wuñ ko faale wuñ ko. dëgg la te àddina nag transport a ko doxal. waaw boo dee defar ay tali transport a tax nga di ko defar. sooy defar aéroport transport a tax nga koy defar. dëgg la booy defar port transport a tax nga di ko defar. dëgg la ku lekk transport la ku naan transport la. kon lu Moussa affaire bi du dem de li ma la wax rek du dem. jërëjëf sëñ Sall ñu ngi lay gërëm ci intervention boobu moom loolu la ci xam ñu jël ñenn ñi ci ligne bi d'abord asalaamaaleykum. waaleykum salaam sëñ Moussa. naam. ñu ngi leen di ziar waay. ñu ngi lay delloo ziar tabarikalla. ak waa kër gi. ñu ngi sant tabarikalla. ñu ngi ñaan ak sant. sa thème tey bi comme d'habitude. am na une importance capitale. ñetti mbir nag laa ci tànn. waaw. muy kër yi nga xam ne lañ leen tojoon gàddaay. waaw. kër yooyu. bu fekkee ne seen borom dem nañu ci yoon ba yoon jox leen dëgg. mënaguñu ko jot. moo na day am na ñu fay jox ay kër. waaw am na ñu fay jox ay kër de. te ñi ca gën a bari. xaw ma ci fa ñu tojoon la xaw ma waaye littoral boobu. maasal nañ ca lu baree bari. waaw. la fa am ci ay kër. ci politicien. bu fekkoon ne bii tey ji dañu leen a génn nit ñi gis leen. danañu am surprise yu mag a mag. te loolu population yi xam nañu ko. dëgg la. lu mel noonu nag bu fekkee ni bi am na cim réew Moussa frustration lay indi. te damay wax toujours ma ni problème mu suuf Sénégal war na ko moytu. ndax am na réew yoo xam ne suuf def na fa lu kenn dootul fàtte. te fii waxuma ni dañuy commencé waaye fii mu nekk dafa mel ni dañuy jëkkante. beneen ba ca des mooy. boo ñëwee ci oto yi ci visite technique yi. waaw. Moussa dafa am loo xam ne li jarul sax laajte jàng aajowul am njàng. am na oto yu daw ci tali bi waratuñoo daw. allo. waaw ñu ngi lay dégg sëñ Moussa. ku la ni oto bi am na visite technique da ngeen di déedéet oto bi kay boo duggee ci oto buy daw da ngay gis tali bi. bu sa wecceet waddee ci tali bi lay wadd. dëgg la. oto boobu nan lay amee visite technique. te ay nit kilifa koy. ci moom la dogee kon xam naa lu ñàkk rek après ñu xaar bu nekkee jàppandi na wat mu woote wat ci 88 628 98 tey nag ñu waxtaanee ci ñaari tomb jëm nag ca ba tey rek jafe-jafe ci wàllu foncier yi ba léegi mu ngi gën di tar
diggante askan wi ak ñenn ñi nga xam ne daanaka dañ leen koy jox waaye nag léeg-léeg tamit mu doon loo xam ni fa muy mujjee daal coono la ci ñi koy jënd wala sax ña koy jaay tamit la lañ cay topp ak leneen ba tey waaye teewut ba tey daal askan wi ñi ko yittewoo da ca dugal seen i koppar coono la leen di mujj di jural ñuy yéen ñëw di fàq yi bërëb ba mu yàgg daal di koy joxe te nit ñi tamit def ci seen i alal mu doon loo xam ni daanaka daal loolee tey ñu xëy rek toj te ñu waroon ko dànkaaf wala daal tere mais en avant salaamaaleykum. salaamaaleykum. maaleykum salaam. sëñ Moussa man la Assane. Assane foo ñu woowee. Assane Gueye maa ngi Dakar. bisimilah sëñ Assane. maa ngi woon semaine bee passé. dëgg la kay sëñ Assane bisimilah. ñu ngi rafetlu waxtaan bi vraiment. jërëjëf. man dama doon wax ci wàllu accident yi. waaw ayca. am na benn solution boo xam ne xam naa suñ ko defee. comme ñu ñoo nekk citoyen yi di dugg ci oto yi. ñu defal ñu benn li ñuy wax carte. waaw allo. ñoo ngi lay dégg mooy carte d'alerte du citoyen. nga xam ne ku porté volonté dem defal la formation bi benn gouvernement bi moo xam nu ngi koy organiser. ku bugg a def formation bi defal la ko gratuite su defee da nga xam ne yow naka ngay mën a def joxe alerte bi déjà boo gisee cas yu mel noonu. te yaay dugg ci oto bi subitement rek am numéro boo xam boo ko wootee. ñu mën a ñëwal secours. je pense que loolu bu ñu ko jëlee accident yi dina wàññeeku dama toog xalaat que ma ne suñu teree benn lu ñuy wax benn ku ne jox benn carte day mel ne. yaa nekkal policier bi rek si yoon bi. parce que policier bi mënut a nekk fu ne. léegi yow ñu nekk passager bi. ñu jox benn carte boo xam ne yaa porte volonté dem de formation bi ñu jox la ko. par hasard boo duggee si oto bi. nga am sa carte d'alerte du citoyen. def naa ne loolu bu ñu ko defee. waaw xam nga nit moom bu xeeb xalaat. lu ñëw day wàññi nangam rek. am na solo kay. dinañ ko kii loolu moom daal xalaatoon naa ko mais naa ko yëggee sëñ Moussa. non luy tere ay bakkan di faatu kay sëñ bi. jar naa defi milliard. voilà. loolu moom xam naa bu ñu ko defee. d'accord jërëjëf. dina kii. jërëjëf sëñ xalaat bi rafet na jërëjëf. jërëjëf sëñ Moussa jërëjëf. asalaamaaleykum. waaleykum salaam. waaw ku sëñ Moussa na ngeen def. ñu ngi sant barikala. maa ngi leen di ziar bu baax. danañ la ziar kooku. Ablaye Ablaye marchand am. waaw gën nañ la dégg Ablaye. waaw gën nañ déggante moom. yaa ngi jàmm bisimilah. tey rek. ñoo ngi leen di ziar bu baax. danañ la ziar. di leen jaajëfalati. alhamdulilah. di rafetlu tamit émission bi ni muy faral di dérouler comme chaque jour. jërëjëf. di jaajëfal rafet na lool. jërëjëf. saa yu askan wi jaaxlee daal. waaw. di nga si bay sa waat. waaw noonu la. waaw jërëjëf yal na ko yàlla fay. ñëpp parce que bu doon lu tuuti tamit. amiin nit ñi dinañ ci mën di gindeeku. alhamdulilah. di wax mbas mii nag nekk si àdduna bi. waaw te lëmbe àdduna bi. cay yal nañu ko yàlla dàqal. waaw fépp barke rek. Seydina Muhammad sallallahu taala alayhi wa sallam. amiin ba nit ñi mën a delluwaat si activités yi. dëgg la wallaay. parce que kum si munti doon. li olof Njaay di wax jàmmi borom xayuwaay. am na suñu si am. dëgg la waaye ñi si ëpp dañ caa loru nag. wallaay dëgg la dëgg bon yàlla nañu ko yàlla dàqal daal. di jaay Seydina Muhammad sallallahu taala wa sallam. amiin di jaale waa Sénégal yëpp. jërëjëf ñi si jot a génne. surtout Mourchid Iyane. jàmm wallaay ndeysaan. wax dëgg yàlla am ñu ngi koy sigil ndigaale képp kuy sénégalais. dëgg la bay na wàllam daal si diini ji. dëgg di la ko teg si loxo Oustaz Alioune Sall comme que wàllu diini la. di ko ziar bu baax a baax. ndeysaan wallaay. waaw sëñ Moussa man su ma ñëwee tey si ñaari thèmes yi nga indi. yu am sens. yu am importance. te askan wu faree suufu la plupart ñoo siy loru. waaw. Sénégal nag. mais nan la ñuy loroo par ignorance la ñuy duggee ci loolu. par ignorance la. par ignorance la. te dafa am Sénégal lu ñu faral di wax. suuf bu ñu la jaayee rek tabaxal état du toj. waaw te loolu dafa am lu ko dindi sëñ Moussa. est-ce que. muy Descos. waaw. dindi na ko léegi. Sénégal yi war nañu informé wu ci loolu. colonel Ndiaye nag bu ñu ko amoon dina baax lool moom tey si émission bi. ma ne colonel Ndiaye Descos. baaxoon na ci lool sax ñoo ngi koy xaar rek incha allah. du moom kese ak ministre yi nga xam ne tey booy wut autorisation de construction. ñi nga xam ne touché na leen ñoom ñëpp waaw. waroon nañ leen ci mën a déglu. dëgg la incha allah. parce que bu benn. balaa ngay jot suuf ñan ñoo la war a jox suuf. oui. xam nga mairie day joxe suuf. ñuy wax délibéré. waaw. bu délibéré. commune bi municipalité bi. ñoom ñëppay ànd. du maire kese maire parce que mooy maire mooy cëgal guy ga moo jiite moo tax ñu koy faral di tudd. mais conseil municipal bi yëpp ñooy daje. dëgg la ne pàcc bi dañ koy délibéré pour jox ko ñi dëkk ci dëkk bi. pour ñu mën see dëkk. dëgg la. préfet bi toog approuvé ko. bon le cas de Thiès man damay laaj sëñ Moussa.
Sénégal nag ñëpp xam nañ ne gars yi dañuy jox nee nañ dafa am fu mu yemoon. ñu jékki-jékki dugg ci forêt bi. waaw ana ña état décentralisation la. ana ñan la dénkoon ñu koy xoolal forêt bi. waaw bon ñooñu war nañ leen a topp. parce que bu doon administratif ñooñu defoon nañ seen yëf. tey tabax du fa am. ba ñuy xëy di daaneel. Descos moom liggéeyam la def. waaye ñi nga xam ne tey ñoo waroon a jiitu Descos. di sàmm li nga xam ne tey dañ leen ko jox ñu war ko sàmm. ñoo ñaar fay seen liggéey ñoo ko deful. parce que buñ ko defoon tey lii du am. mairie buñ dajee. joxe ne fii dañ koy dagg lii lañ moom. jàll nañ feneen. waaye kañ dénk loolu mu ko doon xool kooku anam. nañ waxante dëgg. mais je pense forêt classée loolu nag déclassification bi frais rek lay jógee ca présidence la war a jógee normalement. waaw bu jógee présidence. ñoom normalement ministère exécutif ñi nga xam ne ñoo saytu yooyu muy eaux et forêt yooyu. mais war nañu am këyit bi wane ne ñoom dañ ko. déclassé ci yoon. administrativement rek laay wax. te aussi acte de vente yi nga xam ne niñ koy joxee. waaw man jàpp naa ne dafa yomb trop. trop. te acte de vente rek warul tax nga war a tabax. absolument. war nga wuti autorisation de construction. jaar ko ci urbanisme. mu continuer urbanisme jël secteur bu mu war a dem mairie bi nga xam ne tey ñoom ñoo la yilif. oui ak yeneen yi mu war a dem yëpp. ñoom ñu jaarale fa këyit gi ba mu ñëw ci yow. dëgg la. ñu doog la koy jox. dëgg la xam nga état am na benn kii bu mu créé sax benn site. waaw bu mu créé tey boo bëggee autorisation de construction. boo ko xasee déposer urbanisme. waaw ci yoon dañ lay créer benn compte Google. fu dossier bi toll. da nga koy gis. dëgg la mais li may reproché seen liggéey dafa yéex. dëgg la dañuy waxante dëgg. dafa yéex te daa nga fi dégg ñu wax autorisation léegi mairie da koy joxe dafa gaaw ak yooyu. mooy dématérialisation procédure yi yooyu li ñu doon wax. waaw procédure yi. c'est faux man damay wax ne dafa yéex. bu njëkk da nga doon dégg rek ñu ne. da ngay dem ci mairie day defar léegi autorisation de construction day gaaw. mais c'est faux. parce que mairie balaa mu see jot da ngay dem tey urbanisme. ñoom ñooy gérer dossier bi. ñoom ñooy jël di ko dugal par ainsi de suite ainsi de suite. dëgg la. plateforme bi état bi créé. buñ la ci dugalee ci Google. ñu lay envoyé message di la woon dossier bi fii la toll fii la toll. ndax ña construire tey Thiès. sàmmonte nañoo ak matuwaay yooyu. waaw bëggoon nañ ci leeral. dëgg la waaw. moo tax daal ma def ne wàllu suuf problème yi am yëpp. ñàkk a farlu la. ak ñàkk état boo xam ne man responsabilité bi mu war a jouer foofu. jouer wu ko. du ma sàmbay jóg rek sama suufi maam la. le contrôle rek. daal di dagg daal di jaay. ànd ak mairie. ñu def ko lotissement mairie am lu mu ci am. ñu daal di jël rek jaay. yooyu système yooyu moo war a dañ. ci wàllu suuf parce que ku munti doon muy man muy yow muy keneen. ñëpp xam nga lu ñuy xalaat. dëkkuwaay. te bu ñuy wax dëkkuwaay parce que dañuy wax ne boo amee dëkkuwaay rek am nga lépp. parce que boo fay naan sa sombeeg boo fay lekk sa ci rek loola yoonu kenn xam. dëgg la bon suuf soosu nit ñi di jël seen nit tuut nag di ko dajale. pour jéem see jot. ngir yàlla nañ leen ko sàmmal jéem leen fexe niñ koy jotee. ñu jot ko ci anam bu xay. nga xam ne buñ ko jotee ba teg fa seen i birig yi lañ dajalee ko néew. kenn du leen ko tojal. dëgg la te man loolu responsabilité boobu. bon état laa koy sédd. dëgg la gis nga wàllu accident yi ngay wax nag. doy na waar. yéeme na de. dañ fi créé woon foo xam ne dañuy wax nañuy xool oto yi visite technique. war nañ ci def jàngat sëñ Moussa. ndax biñ ko créé léegi accident yi dañu wàññeeku wala dañu yokk. waaw bu dee dañu yokk ñu xool ndax bon kër googu ñu créé woon sénégalais dem di fa fay seen xaalis di dugg ci serveur yoo xam ne dañuy wut rendez-vous balaa ñu see jot. ñu lekkal leen lu bari ñu am rendez-vous ñu dem fa te accident yaa ngi continuer. ñooñu ndax seen liggéey bon ñu ngi koy def nam waree wala déet. dëgg la. te Sénégal nag. damay wax ak sëñ Moussa. gis nga oto yi bu dee dañu topp oto yëpp teg ko ci normal. oto yi daw 90% yëpp ci duñ dem. parce que boo xoolee oto amul benn oto bu ci am norme technique yëpp boo ko xoolee l'essentiel na daw rek. waaw foofu lañ koy teg. dëgg la te alors que transport war na mën a dépasser foofu mal nécessité la d'accord nañ. parce que on est dans un pays sous-développé. looloo tax yu bëri ñu koy bàyyi mu jàll. mais muy man muy yow. dëgg nga gis benn oto mu romb la. nga xam ne oto bii de tey lam yelloo woon. dagg pièces yi defaraat ko. mooy yoon du yoon sax muy daw ci kaw tali. dëgg la. ku xëy gis ko léegi-léegi nag nga ne policier bi ci yoon bi li tax mu bàyyi ko mu jàll. dëgg la
dañ ko collé ci mal nécessité rek sénégalais yaa ngi bëgg transport amul problème transport ñu tudd ko bàyyi ko mu ñu bàyyi njàll pour nit ñi di mën a dem waaw mais nag mënuñu bëgg dara contraire bi aussi waaw sàmm bakkan tamit am na solo loolay yoon sax waaw loolooy yoon waaye ku bëgg akara da ngay ñeme kaan yi gis nga suñu état yi feewal gi ñu feewal moo tax ñemewuñu riposte si yu bëri yi am Sénégal ndeysaan wallahi yu bëri loolu tax ñemewuñ ko parce que boo ko ñemee population bi dañuy jóg contre yow ndeysaan benn góor gu baax góor gi biraag yi yàlla na ko yàlla yërëm te Pikine ñëpp ko xam da doon wax naan Moussa man bopp bu rëy waaw maanaam tey sedd moo maanaam bopp bu tuuti tey sedd moo ma gënal bopp bu rëy tey metti wax na dëgg di wax na dëgg waxi olof la loolu la ma daan wax saa su ne ndeysaan wallaay waxi olof la dëgg la sëñ Moussa daal ñoo ngi kontaan bu baax di rafetlu émission bi di gërëm auditeurs yi jërëjëf yenn saa yi nag ñàkk rek mooy tee ñuy dugg waaye ñu ngi leen di déglu jërëjëf si intervention bi ak tamit ci leeral yooyu muy indi ci nit ñi war a amee maanaam kayit ak yooyu yëpp dëgg la ndeysaan kon nag yooyu yu am solo la tamit ñu baaxante tamit jàpp nañ ci dimbali nañ ci askan mi asalaamaaleykum maaleykum salaam wa rahmatullah El Hadj Moussa. waaw sëñ Diop. na nga def waay. ñu ngi sant bu baax taarikala. di la nuyu di nuyu waa Sénégal yëpp. ñu ngi lay fay. di rafetlu waxtaan bi. di ñaan yàlla mbas mi yàlla na ko yàlla saafara. amiin amiin waay. ñi way daw luy jiitu yëpp yàlla na yàlla jéggal leen te yeexal. amiin amiin. waaye El Hadj Moussa. ñaam. des fois. Sénégalais dañuy topp émission bi ba nga xam ne bon duñu xool réalité yi quoi. parce que man affaire boobu bi xew Mbour 4. bon bi ma gisee mbir mi metti nañ ñëpp mais au fur et à mesure mbir ñi di gën a leer. waaw. parce que man dama suivre démb ñu bokk ci collectif bi koo xamante def naa sax mooy président collectif bi. ci yenn émission démb. ak seen benn waay boo xam ne xam naa moo leen doon jàppale moom day politique. moom ndax parce que nee na APR la bokk. ñoom dem nañ ba xam ne carrément ne ñoom nekkuñu ci yoon mais dañuy ñaan léegi. waaw ki nga xam ne mooy président collectif bi nee na dañuy ñaan. xam nga kii ñaan mooy nekkoo ma ci yoon. nekkoo ci yoon waaw ça c'est vrai. waaw parce que Talla Sylla sax la maire intervenir ni ci émission bi. parce que foofu 400 maisons ñoo fa régulier. oui. ñu ci des ñëpp irrégulier la. parce que 67 hectares la yoo xamante dañ ko jël ci forêt bi. te forêt classée aussi c'est pas que fu am ay garab rek quoi am na foo xam ne réserve la. loolu il faut nit ñi di ci bàyyi xel. mais bien sûr. waaw te aussi dëkkuwaay bi aussi dañ ko war a calculer. parce que nous avons des futures générations yoo xam ne am na yoo xam ne dañ ko fi war a fekk. mais bien sûr. te buñ ko organisé wul nag ni ma gisee ñi Sénégal anarchie bi bu continuer ëllëg ñuy ñëw ëllëg dina am problème dëkkuwaay. mais justement foofu moo suy problème nan la nit ñi di seetaanee maanaam amul contrôle ba benn diir nit ñi ñëw foofu di fa tabax ba fu mu ne nii ba mu mat ñu ñëw rek daji te alors que waroon nañ fa bañ a egg c'est ça la question aussi. effectivement waroon nañ fa bañ a egg. parce que Talla Sylla wax na ko démb. parce que ñoom nee na dañu war a dellu si police municipale. te muy lu dëgg parce que police municipale dafa am rôle bu am importance bu ñuy jouer. oui. parce que yooyu xam nga comme DSCOS des fois ñoom seen yenn personnel yi du doy ak yooyu yenn am yenn moyen duñ ko am. te gars yi xam nga guddi la ñuy tabax. waaw. bu ñu amul police municipale xam ne ñoom ñooy def ñooy patrouiller lu ñu gis loo xam ne lu anormal. waaw ñu teel a intervenir. dëgg la mën naa nekk. waaw loolu am na ci solo parce que ñu ci bari guddi lañ doon tabax te waa ji avoué na ne ñoom nekkuñu ci yoon. waaw bu ñu topp émotion bi rek parce que sénégalais aussi ñoo tàmm loolu dañuy bayal. dañuy xam ne lii du yoon ne dañ na après état la nañ def rek. déggoo sa waa ñu wax dëgg sànq nee na Sénégal loolu fi xew dañ naan tabaxal nguur du toj. voilà. voilà Ablaye Ndiaye loolu. li tax ma la koy wax Moussa. gis nga Dalifort gii. waaw. xaw ma xof yaa ngi koy fàtte au départ. je me rappelle waaw dañ leen a bàyyi woon fu ñu dëkk rek. dëgg la waaw. à titre précaire. man dama xamoon ñu fa dëkkoon. jamonoy Mamadou Diop. ñu ne leen da ngeen di dëkk rek mais bu fa kenn tabax. ñu def ay baraak dëkk fa mais kenn na woon a tabax. mais finalement dañu mujj former ay politiciens. ñu fa dëkk. léegi nag di jàppale parti au pouvoir pour ñu mën a légaliser loolu ñu mën leen ko autoriser pour ñu dëkk wala jox la autorisation bu ñu tabaxee. ndax ñi ma lay wax ni ñu fa dëkkoon dañ ne booba temps parti socialiste lañ bokk di jàppale Mamadou Diop. pour mu jox leen Dalifort googu. ana ñu mujjee. dañ leen ko mujjee jox.
même au niveau de Thiès là dafa am collectif. collectif boobu gis nga nee nañ bu président ñëwee dem nañu bi ñuy inauguré xaw ma dem nañ fa sax pour déposer lettre. pour mu régulariser parce que ñoom nee nañ sax doon nañ jàppale ci président pour mu am ay pour mu am kii nu mu tuddati bi ñuy def kii boobu après élection yi bi ñuy def parrainage bi. parrainage bi waaw. ñoom nee nañu sax doon nañ jàppale président pour mu am parrainage. donc kon y a des dossiers politiques là-dedans. te waa ji ñu àndaloon il fait partie de l'APR te parler si la bi mu affaire bi coow ne woo na leen ne leen bu leen wax bàyyi leen rek bu coow lu jógee ndax dafa bokk ci patrimoine international. oui. te Sénégal dafa signé ay accords yoo xam ne dafa war respecter sunu forêt yeeg yooyu yëpp forêt classée yi da ko war a respecter. dëgg la waaw. taale si ne leen bu coow lu jógee mën naa bu na ngeen noppi bu coow lu jógee mën naa indi problème. donc y a des dossiers politiques am na loo xam ne du yoon. Sénégalais buy wut kër état dafa war a taxaw foo xam ne dëkkuwaay la ñu teel a anticiper. oui xool ñu koy organiser ba nga xamante ne képp ku war a am terrain. si ni nga war a amee terrain day jaar ci yoon. ba ëllëg booy tabax nga tabax te kenn du ci fekk walaay. waaw. bu ko defee nag les services compétents yi nga xam ne ñoo yore contrôle yooyu. da leen état bi jox ay moyens. chaque région war naa am descos. parce que il paraît que Thiès amul descos bureau bu Mbour la nekk. wala loolu. amuñu police municipale amuñu parce que nit ñu bari guddi lañ doon tabax. il faut nag Moussa ñu waxante dëgg. dëgg la Sénégalais day faa dañuy dugg ci loo xam ne ñoo ko gën a xam. waaw ñëpp ñoo gën a xam ne ni du dëgg du yoon mais dañ ne nañ dem rek après man bu demee ba ci biir. politiciens yi dugg ci bu ñu naree te xam ne émission nit ñi bu ko defee ñu waaw na leen ki ñu ne état ñu ne léegi Macky Sall recevoir na leen il paraît que war na leen recevoir. oui recevoir na leen loolu lañ mais bu mu fàtte nag problème mu gàddaay. waaw yaa problème. bu mu fàtte problème mu Tivaouane Peulh. oui problème Tivaouane Peulh. problème foncier yi bari na. faut pas mu def Malika aussi. Malika. fu mu arrangé bu régulariser ñii na régulariser ñeneen taam la ñoo xam ne. ñoo gën a nekk ci yoon te kenn régulariser leen ba léegi. dëgg la waaw. waaw il faut que nit ñi Sénégalais yi ñu waxante dëgg. lu dul yoon réew am anarchie du ko développé. dëgg la. il faut que l'État jël ay mesures yu normales ay mesures yoo xamante ne ku tegul ci yoon ñu teg la ci yoon. di teel a prévenir. di teel a jël les devants di teel a anticiper. balaa anarchie di am. dëgg la dañu bàyyi dossier politique yi. très bien. léegi nag affaire accident yi nag moom. waaw anarchie rek la. état mu organisé wul. transport bi ba pare oto yi baaxuñu. oto yoo xam ne depuis 1940 mi ngi daw lu lay neex la ñuy def. contrôle amul. corruption bi. loolu moo tax accident du fi gaaw a jóge. dëgg la jërëjëf. maa ngi jégalu Moussa. jërëjëf sëñ Diop ci loolu kon nag moom dégg nga ca la mu wax te loolee la jàpp ni moo gën a indi problème bi ndaxte nag ñenn ñi tamit dañuy bayal affaire yi te alors que ñoom dañuy tabax dans l'illégalité loolu tamit beneen problème. asalaamaaleykum. waaleykum salaam sëñ Moussa dama dagoon sànq. waaye ci ñu mel la nga jékkali sa kàddu. waaw alors donc maa ngi doon lim waxoon naa visite technique yi. waaw. ba ñëwoon ci kër yi ñu toj. ki génn léegi wax ne Tivaouane Peulh gàddaay. mais Moussa xam nga forêt bi ñu wax ne dañu ko déclassifié. bu ñu déclassifié forêt Mbao. waaw. déclassifié Malika sax dama naa xaw ma dañu ko déclassifié xaw ma dañu ko. waaw am na partie waaw. mais xam nga forêt bi am na lu muy indi ci wàllu wér-gu-yaram. waaw. garab yi. waaw am na lu muy indi ci wàllu wér-gu-yaram. dama xamul nag état nan la mën a jël bàyyi ñuy dagg garab yi ci condition yi. waaw. mbas mi gis nga li muy def fi mu ne ci dëkk bi. ku tiitul doo nit. ku tiitul sa nit a des. waaw c'est-à-dire buy déclassifier na tamit créer ay villes vertes nit ñi tamit di jëmbat si beneen fànn pour remplacer li nga xam daanaka dagg nañ ko. ngay jëmbat Moussa bu fekkee ni bi yow fa ngay dem da nga fay bokk te noo fay jëmbatee garab. yéeme na waaw. mbedd amul. waaw defuñu assainissement. nee nañ léegi ci procédure bi la bokk balaa ñu la defal demande d'autorisation fa nga jëmbat garab. mais demande d'autorisation Moussa am na procédure yoo xam ne am na ko wax léegi procédure yoo xam ne procédure yu compliqué yàgg na. booy xëy di wuti dépense mun loo dem derang di def ay procédure. dëgg la nañu waxante dëgg. Sénégal dafa am ay réalité boppam. xam nga ñun suñu handicap Sénégal mooy lan mooy politique. politique ngi yàq réew mi Moussa. kenn xamatul loo war a def ak loo warul def bokkal ci parti bi rek. et surtout parti au pouvoir boo ci bokkee daal lépp dagal na pour yow ci waxin bu ñu ñëwee ci affaire circulation bi
mais man bu fekkoon ne bii tey maa yor maa nekk ministre de l'intérieur. ñu nekk circulation yi yëpp dama leen ci génne. te police spéciale boo xam ne bi police circulation lay doon. oui. parce que lii di xew ci tali bi Moussa mu ne su koo wax. te am na loo xam ne lii boo ko waxee tey bu leen di doo xëy dañ la naan kay wuy ndax yaa fa waxoon nangam ak nangam. mais est-ce que loolu ci Dakar rek lañ ko war a def parce que dañoo jàpp ni. accident yi tamit ci dañu ko war a def sur le plan national. national parce que yenn zones yi. sur le plan national. foo ci li foo dem mu ngay bax. foo dem mu ngay bax. te nag am na ñoo xam ne ñii mën nañu ko def am na ñoo xam ne mosuñu ko def. mais Moussa kii visite technique yi ñuy def est-ce que mos ngaa gis super rang fa wala Ndiaga Ndiaye. doo ko gis rang bi léegi presque agsi na Colobane. te kii baa nga ànd. gisaguma super bu rang waxuma ne amul de mais gisaguma super bu rang gisaguma Ndiaga Ndiaye bu rang. gisaguma tata bu rang aussi pour wuti visite technique. mais loolu lu muy niru. kon visite technique yi mën nañu ko am tudde oto bi du dem. te normalement booy def visite technique da nga war a yóbbu oto bi ñu xool état wu oto bi. je me rappelle temps bi Abdou Diouf ne dafay indi clinique oto mu indi fi coow lu dul jeex. mais il avait raison. parce que tey loolu bu fi nekkoon tey jii oto bu war a daw ak bu warul daw daañu ko xàmmee. bayal gi ci boppam moo bari. te bu ma delluwaatee gannaaw tuuti Moussa. autorités yi nañu xoolaat seen bopp coowul suuf. bu ñu moytuwul ci réew mii. démb seetaan naa benn émission ci benn télé. waa kii Richard Toll gi li ñuy wax. ci suuf yi ñuy jox tubaab yi. naan dañu leen di defal ay nii dañu leen di defal ne leen. dara amu ci. kuñ ci daggal boo wëlbati koo def ñaari fan ñetti fan daal di wëlbatiku. mottale ko jaay leen li ci des nga wut sa kabaan dëkk ca biir. di xaar bés bu rafet. mais ñun ñi may waxante dëgg état dafay nangu déglu citoyen bi nga xam ne bii dafay wër ci dëkk bi mu di ko jox yenn information yi. naam xëy na sax am nañu information yi waaye information yi am c'est des informations tronquées. parce que ki ñëw nekk responsable politique ci dëkk bi wala ci quartier bi. mais bu ñëwee di wax mais la muy wax la ko arrangé lay wax la arrangé militant lay wax. mais est-ce que li arrangé militant bi arrangé na citoyen yëpp. déedéet. parce que da ngay xool yow sa parti mu gën a bari ay militants. boo demee élection gañe ko. loolu mooy suñu problème politique bi ci bopp moo yàq réew mi. te politique bu fekkoon ne bi politique civilisée la. dana mën a baax dana mën a construire réew mi mais politique bi politique bu salte lay doon ngeen baal ma ci kàddu gi. jërëjëf. gërëm nañu la sant ci ñu xaar keneen ci ligne bi sur seen rajo Sud FM 98.5 ci yéen a ngi seen biir émission loo ci xam la boobu mel ma rek ma dégtal leen li ñu daal di continuer waxtaan bi ñi nga xam nag moo di suñu sponsor bi leen baaxee émission bi. émission bi di loo ci xam. pharmacie nationale d'approvisionnement moo leen koy may. pharmacie nationale d'approvisionnement di PNA di leen taxawu ci ay garab ci générique muy garab yi nga xam ne garab yu baax la yomb te wóor te ngeen soxla ko fépp fu ngeen nekk te mu jëm ci ñëpp ñu xamal leen ne PNA mu ngi ci région yi nekk ci Sénégal yépp. office national bu assainissement bu Sénégal ñu di ko wax ONAS dafa dellu di ñaaxaat askan wi ci mbalit yu dëgër yi nga xam ne moom la ñuy faratal di sànni ci bépp réseau ONAS nga xam ne ndox yi du mën a dem ni mu ware di jur xet gu bon di indi ay jafe-jafe ci sunu dëkkuwaay ak li ko wër képp ku nemmeeku nag yii gàllankoor ONAS tegal na leen fi numéro bii ñuy wax 81 810 12 81 810 12 numéro bii ñu leen jox mën ngeen cee woote waxtu wu ne bés bu ne ONAS dafa taxaw jonn ngir sellal sunuy dëkkuwaay ak li ko wër. PNA di pharmacie nationale d'approvisionnement ak ONAS office national de l'assainissement du Sénégal ñoo leen di may seen émission loo ci xam ak El Hadji Moussa Thiam. jërë ngeen jëf kon ñu jël ñi ci ligne bi asalaamaaleykum. aleykum salaam. ku baax. waaw sëñ Moussa na nga def waay. sant yàlla lu bari alhamdulilah. ba dara jëf la. alhamdulilah. man la Moustapha Sey. Moustapha Sey. waaw maa daan faral di woo di wax ci affaire SNHLM. te naan loo daal wax ne man maa ngi bëri. dëgg la ñoo newoon yoon ci nawetaan yi. dëgg la. bisimilah sant yàlla baax suñu Sey. mais man Moussa dama jaaxle ci réew mi. parce que ñun xam nga. waaw lay wax ne depuis 2003 lañ joxew suñu xaalis SNHLM. parce que mooy structure bi nga xam ne mooy nguur gi teg. pour ku soxla kër ci ñooñu nga war a dem. waaw wala terrain du dëgg. dëgg la waaw. ñun ngi dañ ñëm depuis 2003. yóbbu bañ ko yóbboo ñu ñuy jox ay délai naan ñu tey suba ëllëg ngoon 2003 bu léegi ñaata at presque plus de 20 ans
suñu xaalis nekk ko bërki démb yàlla xam na sama benn xaalis xaj bi nga xam Malick Faye mi ngi liggéey mooy responsable administratif financier bu benn structure bu ñuy wax Cellule contre la malnutrition. daf ma woon ma Moustapha man de dinaa jëli sama xaalis. ma ne ko pourtant fin d'année bi de woo nañ ñu ne ñu ne defal mise à jour yi ñu ngi ci. mais léegi li man sama questionnement mooy lan ñun ñi nga xam ne dañoo jaar ci yoon. depuis 20 ans. waaw 20 ans. jël suñu xaalis dugal ko ci bërëb bi nga xam ne nguur gi moo ko moomal boppam mu war ñoo joxuñu. jooy. mais loolu ñoom ñu téye suñu xaalis boobu mu nekk ay milliards yu koy liggéeyee. waaw ñu dem fekk ñoo xam ne jaaruñ ci yoon dañoo tooñ d'abord déforestation jëli la. ba pare nag ne yéen dañ leen di jox ñun ñi nga xam ne nag ñoo jaar ci yoon joxe suñu xaalis toog di xaar ak liggéey suñu xaalis kenn waxuñu dara. mais lan lañ leen wax ni daal moo tere ba léegi jotagu leen seen i bërëb. dañoo amatul suuf parce que xam nga suuf si ni mu demee woon mooy. Ablaye Wade dañoo dem ba tàggal ñu def Kër Massar 4 jox ñu ay numéro yëpp ba pare. waaw ñu ne ñu plan jaxaay kii ñu ne ñu inondation am na. waaw am na jël kër yi. jël ko jox yi def ko plan jaxaay. waaw ñu ne ñu duñ leen jox fële ñu ngi jam ñaajo. dinañ ñu jox Tivaouane Pël. ba tey ba sànq def nañ ay réunion bi fi monsieur Kassé boobu nekkee directeur. am na benn journée d'étude bu ñu defoon fële kii nu mu tudd Anne Marie. mu ne bon man affaire bi dépassé na ma parce que kii dañoo bari nangam da ngeen di fexe def collectif ñu fexe gis président Macky Sall. ñu jàpp ci nangam ba ñu paree wala mbir ma yam. dëgg la ñu créé waat beneen genre collectif benn ancien SNHLM bu ñuy wax Diouf. dégg nga ñu def ay réunion ba léegi affaire bi mujjul fenn mais dama ne. ñaata ngeen si xayma. ñaata ngeen yéen seen collectif boobu. ay ma ne la ay kii lañu maanaam. coopérative bi ëpp na 100 coopératives. 100 am na bu ñuy wax foyer du Sine Saloum. xaw ma defe naa 400 xaw ma 700 millions lañ fi détourné. dégg nga. donc pour war na ne ay suñu ay milliards moo nekk diggante SNHLM ak BHS. ba léegi waxuñu ñu dara lu ñu mën a dégg. waxuñu ñu kër. bon ñenn ñi mais seen xaalis ba léegi mais seen xaalis jël ngeen ko noonu ngeen am ngeen possibilité de retirer seen xaalis. ba léegi ñu ngi SNHLM ñu au début. on avait à peu près suñu coopérative. on avait à peu près. waaw kon ci moom la dogee waaw kon nag loolu moom lu ñu war a lijjanti xaalis boobu tag foofu kon nag du ñàkk waaye SNHLM tamit bu ñu ci amee leeral ñu indi ci waxtaan wi waaye tamit le colonel Ndiaye ci waa Descos ñoom tamit ca lu tax ñuy toj. waaw léeg-léeg tamit baax na ci ñu xam ko lool asalaamaaleykum. aleykum salaam. waaw ku baax na nga def. maa ngi tànn bu baax. tur bi ak fu ñu woowee. maa ngi tudd Djibi Seye maa ngi woowee Marché Tilène. Mbar. Marché Tilène sëñ waaw sëñ ca bisimilah. naka yi tey mbaa yaa ngi am jàmm. alhamdulilah sëñ Seye. man de ni ma ko gisee mooy. comme dañ ni foofu kii mbuurkat. waaw. dañ ni forêt classe. mais biñ demee ba koy toj. ba fay dëkk. boobu ana forêt bi. ah. ñu yore eaux et forêt yi ana ñu booba. du foofu am na courant. waaw. am na ndox. xam nga foofu dañ ko doon dagg di ko jaay. am man mi nga xam ni xamuma ci administration dara. waaw demuma rek di fa jaay ay kër. ay xam nga tabax neexul. waaw boo dëkkee sa kër yoo xam ne am na climatiseur. maanaam état la moo xam lu mu mën a doon maanaam daal am na sécurité. am na koo xam si ñu ne gu ñax lay fanaan. waaw. gis nga suñuy njiiti africain yi. man ci sama jàngatu bopp ñeenti président laa fi ñoo xamoon dañ doon liggéey ñi ci def ñëpp dañoo serante rek ay accompagnant la liggéeyal lañ seen askan. jërëjëf waay non si. parce que yow dëkk bu fekkee yow da ngay bàyyi ba nit ñi def ba pare. waaw nga yàq. waaw jërëjëf. waaw. loolu baaxul. dëgg la ku war a tabax nooy yàqee. mais état bi tabaxalul nit ñi ñu tabax ba pare ñu leen di yàqal. ñun bañ nekk xale ba léegi. njiitu Abdou Diouf fekk nañu fi. njiitu Macky Sall fekk nañu fi ak bu Macky Sall bi ak Abdoulaye Wade. mais ñun ba léegi ñu ngi dund loo xam ne sii mënul changé amul dara lu changé si ñun fa ñu dëkk. yéeme na waaw tali lañu am bëgg suñu région Diourbel boo xoolee. waaw mën naa la limal commune yu bëri yoo xam ne si amuñu tali. ñun ba ñu xàmme ko ba léegi 35 ans wala 40 ans ñoo xam ne am na ay 50 ans yoo xam ne mosuñu dund tali bu ñun boo ñu waxee ne état yi ñu ngi liggéey gëmuñu ko. d'accord. d'accord mais nañu bàyyi yooyu ñuy def te liggéeyal askan bi dañ leen a fal pour ñu liggéeyal askan bi. dëgg la mais faluñu leen pour ñu nekk di yàqal askan bi. jërëjëf waaw
parce que bu ne kii la classe forêt la. ñu bàyyi ba nit ñi dëkk ba ana eaux et forêt yi kon nu ñuy jariñ ci dëkk. te man suñu dëkk. waaw am na ñoo xam dañu doon gor garab yi nekk seen biir kër. eaux et forêt bi ñëw dinaan leen di leen ci indi lay problème. waaw di leen ci fayloo ay xaalis. waaw te man dëkkuwaay. ak forêt du benn. xanaa sa garab yi nga jëmbat sa biir kër bu amee nu mu mel war nga ko mën a defaraat. mais dagg garab parce que garab aussi dafa am noo. waaw mais garab gi am na nu muy mel mën nga ko defar. waaw. ba mu rafet. waaw defar waaye jënd garab jëmbat ko ba pare pour man war na ko mën a toppatoo defar ko. waaw defar ak bu mën a réglé nag garab gu nekk ci biir kër di alamaan nit ki nan ngay bàyyee ñuy dëkk ci ay eaux et forêt. dëgg la waaw yéen waaye nañ wax leen am na loo xam ne borom xel yi bu ñu ko xalaat dañuy xam lii yéenwul maanaa am na leneen lu laxasu ci biir loolu nag moo ko war a jeex. wala ñu leen pour ñu ne fi di naxanteekat kii dañ leen fal pour ñu liggéey nañ liggéeyal askan bi loolu moo am solo. jaajëf waaw jaajëf. jërëjëf sëñ bi ci Masseti leen kon nag ñu xaar keneen ci lim bi ci 88 628 98 98 asalaamaaleykum. allo. waaw ku baax na nga def. waaw ñu ngi fi rek ñu ngi leen di ziar. ñu ngi lay dellu ziar tur bi ak fu ñuy woowee. maa ngi tudd Ndiaye maa ngi dëkk Dakar. bisimilah sëñ Ndiaye. waaw. moom dama doon dugg ci émission yi. allez-y. bon thème bu njëkk bi moom affaire suuf si je préfère bañ ci wax quoi bien que dama ciy liggéey sax. mais baax nañu ci dara bokk. mais je préfère daal bañ ci wax. mais génn ñu ci tuuti baax na ci parce que cas yu mel ni tamit yéen ñii di ci liggéey war ngeen ñu wax ni est-ce que ñi fa dem dëkk yi ñoom ñoo nekkul ci yoon wala état bi seetaan ba mu tabax ba pare ñu daal di ñëw toj. non presque liñ ci waroon wax yëpp booy seetlu monsieur Thiam. gars yi wax nañ ko daal. waaw mooy ne jënd bi am nañu procédure yi kii wax na ko. waaw bu dee ci délibération boo demul ci notaire. nga dem boo amee sa délibération nga fexe ñu approuvé ko par le représentant de l'exécutif. après nga dem urbanisme pour wut sa autorisation de construire. donc mën a loolu ñëpp xam nañ ko mais comme ni ko gars yi waxee ñi ma jiitu. waaw ñëpp dañ ciy sëgg. dañ naan rek ni ñeneen ñi def noonu lay def yàppat. waaw donc loolu mooy indi problème. absolument. waaw beneen aspect bi ma bëggoon wax mooy surtout accident yi. waaw. muy thème boo xam ne vraiment pour man war nañ koy renouveler parce que la répétition est pédagogique. oui absolument. waaw ñu la ciy gërëm parce que gis nañ ne vraiment yaa ngi ciy bay sawar. waaw ak combaan tamit. congaan voilà. waaw monsieur Tali. voilà dinay faral di dugg ci émission bi. dëgg la. parce que monsieur Thiam li may wax mooy ne gis nga permis. permis c'est un diplôme. waaw. diplôme man mënuma nangu ku jàngul am diplôme. waaw pour man balaa ngay passer permis. da nga war a mën a lire. moo xam ci arabe wala ci français. wala beneen làkk buñ koy def. dëgg la. mais permis waruñu ñëw di wax dañoo war a bind da ngay ñëw ñu jox la kayit nga bind. boo trouvé jàll boo trouvéwul nga demaat ba keroog ngay mën jàng. parce que xam nga jàng boobu lan lay tekki sëñ Thiam. mooy ne mës nga toog ñu yilif la. waaw. nga toog ci école bokk ak nit ban nga xam ne yow fii mooy sa place côté bii place su keneen la. nga ñàkk a jàng ñëw récité woo wala tariwoo ñu dóor la nga xam ne kon boo defee dara am na lu la ciy fekk. waaw. xam nga loolu bu fekkee bi nga nekkee xale yaru nga ci loolu. boo demee bay dawal aussi di nga xam ne boo defee naka su dul noonu am na lu la ciy fekk. dëgg la. mais bu fekkee yow mosoo toog jàng daara. mosoo toog ci école ñu redressé la. nga jàng xam ni société di doxee. mais nga yor camion buy def ay 50 tonnes. mais doo xam li nga yor. dëgg la. te ma wax la nit buy dawal comportement am rek lay wane ci dawal. waaw dëgg la absolument. bu dee nit ku yaru. di nga gis dawal bu mucc ayib lay doon. dëgg la. mais bu dee koo xam ne nu ko neex la yaroo tamit day feeñ ci dawal. dëgg la absolument dëgg la. donc moi je préconise permis gis nga bu ñu commencé woon permis di ko def à l'écrit. nga xam ne balaa ngay am permis da ngay jàng moo xam arabe wala français wala bu mu mënti doon. nga xam ne mës nga toog ci école ñu redressé la. accident yi dina wàññeeku. waaw xalaat la jërëjëf.
merci. jërëjëf sëñ bi kon nag kii moom ci fan woo nag ci accident yi la bëgg a àddu ba tey rek ñu déglu ko ñu xaar keneen ci limite ci 88 628 88 asalaamaaleykum ku baax doo wàññi rajo bi sa wet mu ngi aw bu baax. salaamaaleykum. maaleykum salaam. waaw sëñ bi na ngeen def waay. sant yàlla lu bari alhamdulilah. ñu ngi leen di ziar bu baax. njël nañ la ziar. di rafetlu émission bi émission bu important la. jërëjëf. franchement man chaque samedi du ma ko raté. jërëjëf. mais en fait li ma bëgg a wax tuuti rek. oui. ci 2 points yi nga soulevé. par rapport ak construction yi nit ñi de sans kii. léegi man dama am problème je sais que ne. waaw. te dama ci rafet njort je pense que ne xanaa nit ñi tojuñu kër parce que dañoo soxor wala dañoo iñaan wala dañoo bëgg a kii. dëgg la. damaa jàpp ne ñu toj defaral leen tax a toj. waaw. loolu sama esprit de kii la quoi dama ci rafet njort. dëgg la. ma jàpp it ne ci beneen wàll bi ñi tabax it ñàkk pexe leen fa tax a tabax. parce que fu mu sañoon kenn ku mën ak yow ak keneen a ci yem. waaw. su sañoon booy tabax da ngay seet fa dëkkuwaay ba gën a ne baaxee. nga am kayit yëpp tabax nam la gën a lee. dëgg la. léegi nag comme dañoo nekk ci dëkk boo xam ne dafa bëri ñoo xam dañuy góorgóorlu. man damaa jàpp ne kii góorgóorlu bu tabaxee bu ko mën da ngaa war a tabax fu yoon mayewut de. dëgg la loolu moom kenn mënu ko kii. mais léegi nag dès l'instant que ne xool nañ bañ tabax ba pare. man lii sama problème moom mooy situation bi dañ ko vivraat ko période bi te dañ ko vivraat dans le futur. te li tax moom mooy. waaw. nit ñi ba heure bi ñuy wax am na yeneen zone yoo xam ne nit ñaa ngi fay tabax te waruñu faa tabax. waaw dëgg la. te mu ngi continuer. léegi dañoo nekk mburukaat. suba mën na am na ñu ko wax sànq ne commencé woon na ay Tivaouane Peulh. oui ak yeneen zone. yeneen zone foofu yëpp léegi bu ñu tojee mais pour man situation bi même chose la. dañuy tabax fu ñu war a tabax. ñu ñëw. régul pour def yoon. di toj mais malheureusement da ngay commencé toj ñaari kër ngay toj. balaa ngay àgg ci ñetteelu kër bu ñu ne stop. ñu xaar mu am négociation. dëgg la kii et cetera. ñu jéem a te léegi nag pour man loolu du solution. oui. xam nga lii solution bi moom mooy. bu fekkee fii waruñu fi tabax. on prend dañuy jël disposition pour que kenn bañ fa tabax. dëgg la. ku fa tabax it da nga faa tabax à tes risques et périls. bu ñu ko tojee kenn du la dédommage. oui. loolu ça c'est la sama solution de principe la. dëgg la loolu mooy normal. mais léegi nag loolu pour nga mën ko def tamit il faut que état bi teg ay conditions yoo xam ne góorgóorlu ba nga xam ne bëgg na am kër. te problème may ko mu dem jënd par rapport ak boom financier bi am ci suuf si. mu dem jënd fa fi ko gënal ak ay kayit yu leer. kooku tamit war nañu ko wutal solution. dëgg la waaw. ak structure état bi teg ay structure yoo xam ne. da ngay mën di jàppale nit ñi. ñu bañ a am comme que waa ji wax léegi ki am na ko wax ba tudd problème mu SNHLM. bugguma ci dugg parce que xaw ma nu problème mais bu fekkee ne moom tamit ñoom ñi dem ba jaar ci yoon bu normal. waaw mënuñu fexe ba jot seen i kër. c'est un problème. waaw c'est vrai day tiital ñuy war a ñëw. voilà léegi nag boo nekkee ci dañuy war a nekk benn situation boo xam dañ ko war a éviter. moom mooy yow mi jaarul ci yoon. boo fexee ba kur ba am kër ñu toj ko. ki bëgg a jaar ci yoon su dajalee ba bëgg a am kii du gis kër. donc xam nga kon loolu day nekk. day nekk situation boo xam ne. waaw kenn du am solution. parce que ki jaarul yoon. bu tax a xëy dañ ko toj. dëgg la ki bëgg a jaar yoon boo jaaree yoon it doo am kër. léegi li fi des moom mooy benn secteur privé bi te privé bi tamit. kër yi ñëpp jotewuñ ci. dëgg la waaw loolu tamit mu ngi ci. ku sañoon xam nga kenn du jël sa xaalis. wallaay. boo gisee tabax yi. franchement man vidéo yëpp sax mënu ma koo seetaan. dëgg la boo gisee tabax yi wax dëgg fa yàlla. ku nekk da nga koy seet ci sa bopp da ngay xam ne kii ils ont souffert. waaw daf lay si pour def yenn tabax yi. dëgg la wallaay. léegi nag dafay poser problème yu bëri. problème am na tamit beneen problème boo xam ne il faut que nit ñi soulever ko. parce que maa ngi déglu émission bi depuis le début. bu muy dégg ay forêt classée. bon peut-être man damaa miinul Thiès wala boog zone bi gars yi di wax dama koo miinul bu baax. mais man gisuma fa ay garab
waaw forêt classée mën na ñàkk bañ am garab. non amul garab amul dara. non c'est que damay dégg ñu bëri ñuy wax na dañuy dagg garab yeeg et cetera. pour man garab. ay terrain vague la. peut-être mën na nekk domaine boo xam ne zone forêt classée la. mais moo fa garab de. peut-être c'est que damay bañ ñu def amalgame entre forêt ak garab. waaw waaw forêt garab ak garab. dëgg la ay garab la gaa yi ñëw abattre pour dëkk. waaw dëkk waaw. terrain kii la. waaw bay dëkk quoi. waaw bay voilà gars yi dañu doon bay peut-être ay zones yu ñu doon bay. après ñu mortale jaay. mais encore une fois wax dëgg fa yàlla fu ñu interdire moom. waay wax dëgg fa yàlla nit kenn waru faa dëkk. dëgg la ñun daal lu tur vraiment. nit ñi tamit war nañoo góorgóorlu. waaw ba ki nga xam ne dooleem fii la yem. ñu tegal ko ay ñu dimbali ko. ba mu waaw ba mën a am fu mu dëkk. dëgg la waaw mu faa toog. mën faa toog u fa ay njabootam. absolument dëgg daal bu ngeen ci nekk. dëgg la ñun ñëpp dañoo war jàpp di defar. dëgg la jërëjëf sëñ bi nga xam ne moom moo kii ñu kii ko. jërëjëf sëñ bi boo jëlee wàllu circulation bi tamit. waaw circulation moom tey kenn mënu koo expliquer. dëgg fa yàlla. wallaay ndeysaan. chaque jour mais dama lay jox benn exemple bu kii xam nga ñu ngi xool accident yi am ci biti yooyu yëpp. accident yooyu sax peut-être mën nga ne yow mënoo comprendre lan mooy cause yi. mais jëlal autoroute à péage yi. waaw. accident yi ngay gis ci autoroute à péage bi yëpp lan la. oto buy daw nga topp ci gannaawam mu freiné. dina ko dellu mbëkk par derrière. waay. loolu qu'est-ce que ça signifie ça veut dire que yéen ñu kenn respecté wul distance de sécurité. waaw. dëgg la dernière fois dama gis benn vidéo boo xam ne. voiture de sécurité bi c'est que voiture de balise bi peloton autoroute bi di am. waaw. voiture de balise boobu la nit fekk mbëkk ko ci ginnaaw teel. yéeme na. waaw léegi nag loolu. loolu wax dëgg fa yàlla. am na benn waaju wax sànq man dafa mel dafa nekk sama lank. dafa yàgg a wax ne. nit balaa muy am permis sax daa war a am kii. daa war a am bac. en fait ku ma wax bac en tant que. waaw mais je veux dire que dafa war a jàng. waaw war a am benn. dafa war a am waaw. un esprit quoi. mënoo nekk tamit di njëkkante ba njëkkante ba jàng ci dawal njëkkante ba am ci permis nga bëgg mën tegu ci tali bi nga ne ma du ma njëkkante parce que njëkkante rek laa xam dëgg la duñu njëkkante donc il faudrait que tamit ñun tamit ñu xool waaw xam ne daal dëkk bi ñun ñëpp ko bokk dëgg la xam nga kii nekk ci tali bi doon dawal ba def accident waaw bugg ko de waaw du yéenam de bu ko gënalu ko de wax dëgg yàlla gënalu ko mais il faut que tamit nit ñi ñun tamit waaw suñuy kii ñu def jërëjëf daal jàpp ne li tax affaire bi doxul waaw mun na ko xool ci boppam jërëjëf sëñ bi mbir mi dana am solution ñoo ngi lay gërëm la sant maa ngi jéggalu nag waaw amul solo jërëjëf kontaan nañu si yow jërëjëf ci intervention bi 88 628 98 asalaamaaleykum ñu ngi ziar bu baax jërëjëf ñu ngi lay doon ziar Alaaji Moussa Thiam naam Jibril Sène la Jibril Sène waa gëj la dégg ana sama waa gars yi waa nax neex waa nax neex gépp ak lay nuyu nag ngi leen di fay bëree bëri waa nax neex ak waa Bawol gépp ak lay ziar waaw ñu ngi ziar bu baax di rafetlu liggéey bi Moussa jërëjëf waay di dugg ñu waaye nag des fois ñu ngi déglu lu bari dëgg la di rafetlu thème yi vraiment utilité bi muy amal askan wi et tout jërëjëf Moussa naam damay commencé ci domaine wala maanaam wàllu kër yi ñuy toj oui Moussa man damaa jàpp ne ci diggante ut terrain waaw indi suuf indi béton brique gas fondation ba tabax Moussa waaw allo waaw ñoo ngi lay dégg waaw service yi war a def seen liggéey bu ñu defee li ñu war a def diggante boobu Moussa doo fa commencé bâtiment ba koy àggale est-ce que service am nañ seen moyen donc pour def loolu liggéey boobu waa à qui la faute du ki jënd terrain du ki tabax état moo leen war a jox les moyens qu'il faut pour ñu def seen liggéey ni ñu ko war a defee Moussa naam fii terrain muy fonctionnaire muy loolu terrain boo mun ci am nga am salaire boo demander prêt ci banque bi daf la koy lebal dëgg la prêt bi nag suñ la ko lebalee yaa xam da nga tabax yaa xam tabaxoo mais tabaxoo ko taxoon a jóg buñ daaneelee tabax ba da nga koy fay bañ a fay Moussa am na ñoo xamante ni salaire yi ñu leen di fay ñu ba pare di leen dagg prêt ñu daane seen kër mais ñooñu bu bëggee continuer ci location Moussa di metti dëgg la beneen coono beneen bi ci des Moussa aussi fii ku fii jënd terrain boo nga jënd ko ci ku oyof bopp ku wala ku mel ni man mala bool waaw ci moom la dogee kon ñu xaar keneen ci lim bi ci 88 628 98 asalaamaaleykum. asalaamaaleykum. waaleykum salaam.
Ibrahima Ndiaye Pikine Gànnaar rajo moo lay nuyu. sëñ Ibra ñu ngi lay delloo ziar. ñu ngi santaat yàlla di julli ci Yonent bi alayhi salaatu wa salaam. jërëjëf. di ziar sëñ Abdou Karim Mbacké ak Cheikh Mouhamed Rafael Mbacké. jërëjëf. di ñaan jàmm na kii di ko ñaan Sénégal yëpp. amiin waay amiin amiin waay. man na ci wàllu accident yi ci laay wax. ayca bisimilah. dafa am ñoo xam ne seeni lay dama ko dàq. bi ci jëkk ki ne tali boo baaxul moo tax accident yam dàq naaw layam parce que bu doon loolu la Ila Touba kenn du fa accidenté. dëgg la. te bi sunu oto fi accidenté kon ci nit ñi la du ci oto yi. dëgg la. beneen bi ci ministre bi d'accord ma ak moom ci li mu wax. parce que ministre bi bu ne. si sart yi maanaam ak wàllu këyit oto yi am na nu muy demee. daañu ci jëlee beneen motuwaay. waaw zéro wax bi da ko écho. na mu koy écho mooy oto bi départ Kaolack. jëm ci Dakar ci sart 9 personnes. accidenté ci yoon ni kon ministre bi war na xool mboolem brigade bu monté woon ci yoon ni keroog suur boobu ñoom ñëpp ñu woo leen ne leen fan ngeen nekkoon ba lii romb leen. waaw. déggoo ma de. dëgg la kay dëgg la. damaa bëgg bu ñuy wax ñu wax dëgg gi te yàlla tax dëgg la. mënu ma nangu nit si sart Kaolack. 9 personnes doo ba ci yoon accidenté ñu ne 9 morts ana police gendarmerie monté woon ci yoon di ko laaj ay kii. maanaam diir bi oto bi jógee départ ba fu muy accidenté ñi nekkoon ci en faction ñëpp bu mën nañ leen déglu bépp chrono bépp montage bu mu romb. waaw daañu leen interpellé laaj leen leen. fu ngeen jaar ba oto bi romb leen. dëgg la nañ wax dëgg. dëgg la c'est ça. beneen bi ci gare routière ay milliards la ko état tabaxee. mais gars yaa nga taxaw ci route nationale ba di jëf fii ma taxaw di wax te gendarmerie nga fa taxaw. waaw dëgg la ça c'est vrai. mais loolu itam dama bëgg ministre bi suy wax na wax. bu fekkee dañu naan ministre de la république. du ministre APR du ministre PS. ministre de la république lañu wax. dëgg la sooy waxal la république bi. beneen bi ci Moussa yaa ngi may dégg. yaa ngi lay dégg bu baax. couvre-feu bii ñu defoon ci weeru koor bi ay xale jaar ci ab police jël motaam yóbbu leen ñu neexal ko ñeenti junni ca lañ wax xale yi dem ci jëfandikoo trop ba am ko ca dee. police ba anamu ma ngay doxi soxlaam xale yi juróom-benn weer lañ ne tëj bàyyi leen. loolu yéeme na fii police moom su ñu tël seen ñoom ñu rax ko. waa ana yoon. yéeme na waaw dëgg dama nañ dox yoon ab dëkk buñ ko yor nañ koy doxal yoon ngir yàlla. dëgg la yoon. jërëjëf waaw kon nag il faut que mu nekk dëkkub yoon. waaw bu ñu bëggee lépp tegu ci yoon lu ci am solo la kon ñu xaar ñeneen ci ligne bi 88 628 98 98 asalaamaaleykum. allo. waaw ku baax na nga def. El Hadj Moussa Dia. waaw ñu ngi lay dellu ziar. kii El Hadj Xaaye Guèye la. El Hadj Xaaye jaajëf waay. maa ngi lay ziar. jërëjëf jërëjëf. di ziar sa auditeurs yi. ñu ngi lay fay. di nuyu waa si ñuy déglu si FM yëpp. jaajëf jaajëf tey gërëm sa sponsor yi. jërëjëf waaw di ñaan yàlla dëgëral leen. ba ñeneen fekk si leen ci émission bi. amiin amiin waaw. man ne li ma doon ñëw xam naa tuuti ci accident yi ak ci mbirum kër yi. waaw. accident yi daal xam naa ni jar na taxawaat xoolaat man nag li ministre bi wax ànd naa ko. màcc lu dimbali nag nga ànd naa ci màcc lu dimbali nag nga tax a dimba wax. waaw parce que li ministre bi wax dafa jar déglu. wax na ba ni sax bu fekkee accident yi day ko ne kon dañuy dindi licence yi man nga gisee ni sax licence boo ko dindee waa ji mën na dem dawaliwaat. waaye man bu ma xam nga pour ma am transport damay am licence. licence waaw suñu ngoo sama licence man du ma nekk transporteur. dëgg la. ba ne chauffeur bi dina neexee rek lay mbiram ndax bu demee ci kanam nit moom dina am sanction yu mën a am parce que permis à point yaa ngi ñëw. dëgg la kooku moom mi ngi ñëw. dëgg la beneen beet am na mbokk mu wax léegi nii bu fekkee accident dafa am gendarme yi mu romb. waaw ministre bi mu waxaaleen loolu nee na dina wax ak ministre de l'intérieur ak ministre forces armées. waaw ministre transport yiliful gendarmerie yiliful police. force armée moo yilif gendarmerie. waaw intérieur moo yilif police. mais dina wax ak ñoom ci loolu. parce que nit ñi yoonu réew mi moom li fi neen dina fi jóge moom. muy anarchie beeg yëf yi fi neen dees na ko jëlee. ndax mënu jël ay milliards doo ko def ci infrastructure. jël lu mel ni centre bi def ko fi. ak lu mel ni boomari seeg yeneen yi désordre du ko ne di am. oui absolument problème bi am ci dëkk bi yëpp nag désordre bi la gars yi bëgg a saxal. état bi ni du fi sax. loolu dong ngay mbir yi mooy waral terrain yeeg yëpp. ak problème yi. beneen bii xew tamit mooy nañuy jël yu dokk ak yu këfin yu nuroo di ko wax. police boobu supporté woon gars yi la ko ca dal am na lu ko dal ci sanction am na lu ñu ko jot a dekk. dëgg la. am déet. waaye taxaw naa yoon yi moom réew mi moom ku am ak yoon. yoon dina ko lijjanti ak koo mën a doon. dëgg la foofu laa yem ci accident yi bi may ñëw ci mbirum terrain yi. mbirum terrain dama dégg gars yu bëri di wax mais dafa am foo xam man dañ ko waxagul wala dégg ku ma ko. affaire bi 2006 la woon. maire ba fa nekkan muy Sow ma nga fa. moo def délibération bi moo koy conseil municipal ña nga fa. wàccegul mais sëñ bi moom li tax duñ ko tudd. waaw. te ba pare 92 hectares la def te bi mu koy def moom xanaa bala ngaa man de caaro yi gii di moo fi doon def extension xanaa dinaa xam ne am na fa war a woon fi am ndax xanaa bala nga wote xew di nga am fooy teg mbana. fooy teg mbana waaw dëgg la bala ngaa wote xew di nga am fooy teg mbana. dëgg la lu wóor moom ba mu nekkee maire bi laaj ñu jox ko commune est. mu toog moom maire bi taxaw ne day def délibération wooy conseil municipal bu 92 hectares. waaw di ko dóor ci forêt classée bi. moo conseil municipal yi 2006 la woon de. waaw booba ça date pas datewul tey. mais li tax mun bokku ci coow li. waaw. mais dañ ko cee war a impliqué parce que conseil municipal yi ñoo taxaw ak moom ñu délibéré affaire ba mu nekk 88 hectares 67 yëpp nekk ci feebu. beneen béy bi may gis ñenn ñi indi lay naa forêt classée doo am ndox doo am courant mais ndox courant suñu tëlu yi jaay. waaw
boo xooloon sax branchement sociaux lañ leen di may bu dee ndox mi. parce que Kébémer gi dañ leen di wàcceel tem parce que ay nit lañ. mais ab tool kay bu dee am ndox am courant fu nit dëkk war na am ko ndox ak courant loolu du lay de. lay bi mooy war nañ fa teg wala waruñu faa teg. dëgg la man nag damay bàyyi nit ñaa ñëpp indexé maire bi. malgré suñu allié la léegi parce que Idrissa ñëw na ci ñun moom maire baat moo ko fa tegal mais nag maire Pikine Est moom bu fekkee moo délibéré affaire yi war na cee dugg xool ci. d'accord xool ñu dugal ko ci bu baax. beneen Descos am nañuy matériel. am nañuy oto am nañ effectif. bari na ci réew mi fooy dox fu dul Dakar du Thiès du faneen du Kaolack nga gis ay nit ñi ci arrêt Descos. waaw gars yi dañ koy xoosaat ñuy peinture ko ñuy toj ko tabaxaat. loolu moom a jaaxal de da ngay ñëw gis arrêt. te teewut que travaux yi day continuer. mais continuer. toujours nga gis ko ñuy toj ko ñuy faxasaat ko ñuy def leneen. mais nag yëf yi tamit nag ñun te gis nga. mais la contrôle réellement parce que nit boo fa defee dara. ne li dama koy tere wax war nga jaar foofu saytuwaat ko ndax. am na soppi comme déet. voilà ñi ngi koy gis nga Moussa. ñi ngi koy saytu. man ci li ma dégg ci Sabor yi directeur kii commandant Descos bi. waaw nee na gars yi guddi lañ doon tabax. waaw guddi nag bu nee na Descos amul droit génn guddi. moom sax mi ngi ñaan ñu leen di may ñuy génn guddi. mais justement loolu nag. moom ñaan na ko de. waaw xam nga li ngeen di waxee olof yi dégg olof laa naan xaw ma taal bu tëye ak fure lañ koy xambee. mais bu nekkee nag solution guddi la xam nga ñoo ngi doon wax problème mbas mi nii guddi gi lay gars yi di génn ba tax ñu indi couvre-feu. mais pourquoi pas mënuñu def tamit benn arrêté wala décret jël ko pour que tamit ñuy mën a intervenir. non mën a régler ce problème. moom tey mi ngi koy ñaan autorité yi nee na. nañ may di ñu dim parce que Descos ak moom ay liggéeyam bëccëg lay am. mënu génn guddi gars yi guddi lañ doon tabax. ak teeware boo ko ñëwee di ko tabax guddi xam nga yàlla Descos daa war a liggéey guddi kon bokk. waaw dafa war a liggéey guddi. ba pare li muy def ñu gën ko population gën ko respecté xam ne Descos ñëwul guddi yàq kër ak lenn. beneen benn man gisuma ñu tabax fa daanaka fa immeuble lenn man day ay fondement laa gis ak quelques kër yu fa jot a nekk loolu nag métti na ci ñëpp waaye nag wax dëgg yàlla kër ñaari titre moo koy maye nga am bàyyi wala nga am titre foncier waaye acte yeeg yeneen yëf yi dafa desaat yeneen lijjanti yoo war a lijjanti te ñoom d'accord nañu ñoom dañoo song kii bi président ñëw muy gaa ko régulariser yàlla def préfet ba jóge fa su préfet kii ba gouverneur ba jóge fa ndax gouverneur bi fi mu ne mooy chef gouverneur yi keneen keet am na fa mu nekk ci benn ministère jëlee nañ ko fa parce que administration la ñu dëkkuñu fenn kon loolu régulation mën na def pour régulariser mën na def ay temps mais man daal li ma ci métti moom mooy moom fii gën a laal muy le maire bi ko délibéré muy 92 hectares nga jël commune la dafa 92 hectares te kii ko loolu nag dafa jaatu ci maire yu bàyyi daa fe nañ ko gëstu de gis nga boo nee ba ci commune Koul ba ma buddoo ama sama kayitu ko juddu nekk jamonoy daaw doon jur ña ko xam-xam nañ ko ça date pas de aujourd'hui 20 ans mat na ko mu délibéré woon ab tool jox ko ay nit ñu koy bay association dem nañ ba jëlaat ko moom mu délibéré ko joxaat ko nit jaay ko loolu délibération laa la wax de ñu dikkaat defaat ko mu indi fa coow lu rëy délibération nañu contrôler yëf yi délibération daf ne ba fa des ko wàcceen ñu ni yàq na yëfam nangam sous préfet waaw yéeme na yàq na yëfam nañ xoolaat mbiri daal te yii ñuy wax ñu boole ci maire ci xam ne ñoom ci lañ bokk absolument malgré maa ngi nuyu na sama patron Aliou Sall jërëjëf waaw koy maire du Sénégal waaye nag nañu xoolaat daal yëf yi jërëjëf waa kay ñoo ngi koy gërëm di ko sant si intervention bi ñu xaar kenn ci waaw kon nag waaw dafa mën na gars yi dañoo xaw a ñuy gàttal waaye gars yi dañoo xaw a takku ci serveur bi tuuti ñu wàññi waaw ayca bisimilah sëñ Moussa naam sànq nag daggewut ci mën a Jibril la ñun de wax dëgg yàlla laal voilà bon crédit bi am na ci téléphone bi daggewut ci man xam naa problème technique la mais bref rek comme ni nga ko waxee ligne bi bari la ay nit Moussa waaw li may wax ma ne des fondations ba commencé liggéey Descos am na tout le temps pour arrêter liggéey dëgg la parce que mooy dimbali nit ki jël alalam tabax ba mu àgg nga ñëw toj ko xamoo nu mu amee alal ji loolu Moussa mën naa rey nit beneen bi ci des gis nga gars yu oyof mu gars yu diis mbubb yi ponkal yi kuñ ci jaay terrain mu am problème it yaay perte ñenn ñu ne mën a yéeganteel ak wàccal mooy sama classe gi mais yenn patron yi ñi nga xam ne ñu ngi ci état bi sori ci lool kuñ ci jaay terrain mu am problème yaay perte dëgg la waaw beneen bi ci des terrain yi am ñetti propriétaire ba ñeenti propriétaire yi mais yu ci ëpp impôt et domaine ñooy signé kii bi ñooy signé document bi jox ko ñeenti nit wala ñeenti nit parce que da ngay gis terrain bu am problème ñetti borom kër wala ñeenti borom kër Moussa te kenn ku ci nekk papier original nga dëgg la lan moo waral loolu loolu c'est des choses à voir beneen bi ci des Moussa man je parle en connaissance de cause Moussa man am naa chantier boo xam ne chantier état la ci terrain état Descos su ñëw arrêté ko mais y a problème kon je sais pas mbir mi ci na ko nañ koy doxale la wala ni ñuy saytoo mbir mi mais lu jara xoolaat la Moussa d'accord beneen bi ci def fi may daanee la Moussa état moo war a dimbali nit ñi def ay logements sociaux boo demee dëkk yu mel ni Libye par exemple mais logements sociaux chaque Libyen qui est majeur est marié à une maison te état ko jox
waxuñu kenn tëdd di nelaw nañ ñu jéem. mais tey jii ñu takkale ba am seen kër yooyu ñu toj ko. bu état tabaxoon ay logements sociaux yi lebale leen ko à 7 millions wala 8 millions. di leen ko dagg par mois mais ñooñu dañ koy jël mu sax. te dañ koy fay. jërëjëf kon état bu ñu xool ne ñoom am nañu moyen rek. am nañu moyen am kër te ci moyen yëpp ci ñàkku askan wi lañ ko amee. kon nañu xalaat askan wi nga xam ne ñooy ñàkk ñoom ñuy dundee. dëgg la dëgg la parce que Sénégal tey soo waxee rek. ñu ne daa amut wala daa soxor wala nangam. dëgg la mais ñu fiy wax ñëpp sama classe bi waxaluñu seen bopp. askan wi tax ñuy wax. kon nañu xoolaat mbir mi te yërëm askan wi te kenn ku nekk xam na ne. ku ne bëgg nga am kër Moussa li gars yi naan borom bitig mbagg boo xar xool ba magasin nga defee. waaye képp ku lee koo gis Moussa. bu sañoon ci këram lay fanaan. yàlla na yàlla defal ñëpp jàmm may ñëpp ay kër. te muy li gën ci ñoom. merci beaucoup Moussa. jërëjëf dafa mel na kon am na keneen ku nekk si ligne bi asalaamaaleykum. asalaamaaleykum. Alaaji Moussa Thiam. waaw ñu ngi lay ziar. nuyu naa la. ñu ngi lay fay. rafetlu xalaat yi fi jaar. jërëjëf waay. Jibril Seen nag danaa nëbb de. daa takkub seen rek ci àll bi di ko nëbbutu. bëgg nag waa këram yëg ko waaye danaa ko siiwal. déet waay bu fi indi beneen problème bawol bawol du noonu li ki mel waaw damaa bëgg du dem yaraax. waaw foofu bu dee foofu ñu mën ko créer. seen bi mu takk ci àll bi na ko leeral nit ñi dégg ko. d'accord. te xaritam te sa waajee ko takki woon de bawol bawol. bawol bawol moom kon nag yéeme na ban ma woowee nee naa ne man talu may kuuri roof ak ay cunuwaar talu ma loolu. yéeme na nuyu nan la Adja yow Alaaji Moussa. ñu ngi lay fay. di la jaajëfal di jaajëfal équipe bi. baaluwaat ñëpp àq di baal ñëpp àq. jërëjëf tey rafetlu xalaat yi fi jaar. waaw xam naa nag li ñu wax ci foncier moom waxuñu ko ci yeneen ñaari thèmes yi. waaw gars yi nag wax nañ ci wax ju am solo foncier bi. bon nañ ci bàyyee na ci état bàyyi xel rek. dëgg la wax ju rafet di fi jaar. accident yi nag daal li ma yaakaar ne moo ko fi mën a dindi. problème mu comportement ñu changé ko. te gën a discipliné waat. dëgg la ndax chauffeur yi nekk fii Sénégal heure bu ñu génnee dem bitim réew. ci chauffeur yi dàq dawal la ni bokk. waaw te bu ñu demee bitim réew di dawal duñ jaar benn école de formation. benn amul kenn wala boo xamaguma ko à ma connaissance. xanaa ñoom El Hadj Malick Sall ak yooyu waaw. waaw Malick Sall xam naa certainement moom camionneur la dana ci mën a indi peut-être lu xaw a leer wala mu am lu mu ci xam. te moom moomu bokk na ci ñàkk dawal foofu dégg naa macha allah ndax ni muy waxee boo ko gisee xam ne foofu nag. comportement yi gars yi di am buñ génnee ci biti. buñ ko amee fii ci réew du ma ne accident du am waaye dana war a wàññeeku. dëgg la. dégg nga léegi oto buy balisé teg ko di defar yow nga fekk ko fa ne ko rajax mbëkk ko. waaw yéeme na. waaw kon nag comportement ñu xoolaat ko. waaw yéeme na beneen bi aussi buñ bëggee mu doxaat. centre contrôle technique bi ban ko defaree dañ ne mooy bi gën a mag ci Afrique de l'Ouest. waaw gën ci mucc. waaw mais départ bi dañ ko faussé. waaw mais dañ ko jël dénk ko le secrétaire général alors que dañ ko centre devait revenir à la direction des transports. oui te loolu problème règlement de compte ko amoon. d'accord te kii ñu ko dénk doxalu ko dara te ña fay liggéey lu nekk lan fay daj. maanaam. agent ya fay liggéey lan fay daj mburu daju ko ci taal bi. centre bi ban koy soog a ubbi am na xale yu bëri ban fay soog a liggéey ay feebar lan am. te secrétaire général toppatoo wu leen faale wu leen. secrétaire général bu ministère. bu justement mooy Obiang Sagna. waaw te alors dafa waroon revenir ci direction transport. non direction transport moo waroon a yor tey centre bi. tey boo génnee fii Dakar. région boo mënti dem sa visite technique bi direction des transports moom moo ko yor. waaw. lu tax moom ñu dénk ko toppatoo ko doxalu ko. te pourtant barki démb bi dégg nga ci presse bi dégg nga ko ñu def revue de presse nan ko. mais ci internet bi. jabaram bi mu demee di passé visite technique. yàgg fa lool xaw ma di wax ak ay nit dafa koo woo. mu ne fii gars yi dañ fii def ay fraude nangam ak nangam ñu def ay kii ban jàpp fa ay xale yóbbu leen ci yoon. dëgg la. te ban leen yóbbee ci yoon dañ leen a seetal leen wax ci ñoom dara amu ci. te xale yooyu ñoom ñooy doxal centre ba. lan fay daj moom daju ko fa kon coono bi mu daj. ba jël ay ñu fay liggéey sonn trop ba bi taxaw tey ñu jël leen yóbbu leen ci yoon mais est-ce que bu ko dajoon lu ko raw ci tubaab yi tey heure bi du fekk ñu am deuxième centre wala troisième centre. oui absolument oui même. loolu la ministre yi war a lijjanti. oui ça c'est vrai. ci naka di au secrétaire général que ñii nga xam ne moom lañ dénk tubaab yi centre bi. waaw Sénégal waroon na fekk tey 1000 centres am fi. wallaay comme ñoom Dakar bi ñoom ñoo fi nekk. waroon nañ am 2 ba 3 ba 4. centres defuñu ko. ñu jàpp ay honnêtes citoyens yu fay liggéey di doxal di leen yóbbu ci yoon te leen wax ci ñoom dara amu ci. loolu lan war a seet nan récupérer kon centre bi ci moom. delloo ko direction des transports mu doxal ko. d'accord ndax centre bi. ni muy doxee amul kenn ku actuellement boo fa rombee raa baa nga ba Colobane. Colobane oui ça c'est vrai. dégg naa sax léegi ku ne. raa bi boo fa rombee
doo gis car rapide. dëgg la doo gis Ndiaga Ndiaye. waaw. mais nag ñoom ñu fi particulier yi di raam bokkul ak ñooñu parce que car rapide ak Ndiaga Ndiaye yi. ñoom ñi ngi raam ci côté parc Hann bi. foofu la ñu boo jaaree foofu li ngay gis foofu tey ci ay oto yu ndaw. boo jaaree tey yoonu parc Hann bi. noonu nga fay gisee camions yi noonu nga fay gisee car rapide yi ak Ndiaga ndax ñoom fi ñee di duggee bokkuñu fi ñu duggee. mais urgence bi mooy ñu am plusieurs centres aussi dina régler problème bi. mais loolu mooy yoon te actuellement tey ku tabax beneen centre fii. ñoom ñu attaqué la te joon te pourtant y a un Sénégalais. waaw boo xamante ni tabax na benn centre Entracom. au niveau de Diamniadio avec tout le matériel complet. lu tax mënuñu dem négocier ak moom. waaw sous-traitance ñu yóbbu fa transport ba. dëgg la mën naa nekk. mais lu tax le secrétaire général defu ko loolu dafa jël ay booy yu fay liggéey di leen yóbbu ci yoon te lim leen di topp dara du ci dëgg. xam nga loolu mooy doxal gis nga réew mi. su bëggee dem ci yoon ne dañuy defar. ne il faut ñuy waxante dëgg. dëgg la absolument. ce centre doit revenir à la direction des transports. ñu fay liggéey ñu jàppale leen. xoolal tey pour ñu gàpp ba fa nekk pour ñu dindi woon ko. on les faisait travailler jusqu'à 22h. di leen liggéeyoo 24 heures sur 24 même dimanche bi. waaw mais tey du couvre-feu bi duggatee loolu mënatul ko. dëgg la moo tax oto yi commencé di fa bëri. tey bu du doon couvre-feu bi ils allaient travailler jusqu'à 22h. absolument pour réduire gap bi de ce fait que. boo wootee jël rendez-vous au lieu ngay toog une semaine wala un mois peut-être que tu resteras 72 heures ou 48 heures. absolument pour nga def sa visite technique. mais actuellement boo wootee dana la sànni soo ngay romb foofu image marque bi muy njëkk a joxe ci autoroute bi. moo rafetul ay oto dafa raa y a un problème d'insécurité. le secrétaire général ne parle pas ministre man dama xamul. bi muy bett gars yi di dem xanaa gisut lii. na ci wax wax dëgg yàlla war na ci wax de. na ci wax na récupérer centre bi ci secrétaire général. dénk ko ñi mu ko war a dénk ñooñu ñu doxal ko. te mu imposé tey centre bu mu tabax pendant 8 ans. mu nekk ci Dakar yow pour nga passer visiter c'est la croix et la bannière Moussa Thiam. yéeme na. pour lan la. yéeme na tey warul woon a mettre la pression aux Français xaw ma tubaab lan xaw ma ñu ko yore. waaw tey ñu tabax 2 ba 3 ba 4 centres. te ce centre ça rapporte de l'argent. ah bien sûr waaw. ça rapporte de l'argent ni xaalis bu weex moo fay dugg. dëgg la. loolu mooy problème bi comme moom secrétaire bi mënu ko doxal. ña koy doxal centre ba dafa sonn. di guddi ak bëccëg lekk ñu naanuñu ñoom ñëppay nga ràgg wow comme mu leen jël di leen yóbbu ci yoon. te yóbbuwul tubaab yi ci yoon pour ñu tabax deuxième centre na ko jël ci moom delloo ko direction des transports routiers ñu doxal ko ni mu ko war a doxalee. jërëjëf. ñu ngi léegi sant si intervention bi kon ñu xaar keneen ci ligne bi ci 88 628 98 98 asalaamaaleykum. allo. waaw ku baax na nga def. waaw. tur bi ak fu ñu woowee. man Alou laa tudd maa ngi wootee Italie. waaw ca bisimilah sëñ Alou ñu ngi lay déglu. déglu man waa ji génn sànq di yow waxu centre yi. waaw. man d'accord ma ci sax état bi yoonam war te nekk ci centre yi. waaw dañ ko privatiser. xam nga ñun africain yi ñoo xam ne état yi. lépp la bëgg teg loxoom. accaparé waaw. c'est pas normal. centre bi un simple citoyen war na mën a ci gis centre am. waaw. war na surtout xoolal ma Dakar. mais loolu il faut nga koy de charge parce que ñoom lu ñu siy ragal peut-être. mooy loolu tax ma lay wax. waa nit mën a ubbi centre am ñëw tamit def ay complaisance jox nit ñoo xam ne te waruñu ko am est-ce que du loolu état di ragal moo tax joxu ko askan wi. déggoo ma wax la. man damay wax comme fii bu yàgg ba. centre yi. kenn ku si nekkoon da nga yor sa centre yaay def contrôle bi après yow yaay joxe conclusion yi. ah d'accord waaw. mais biñ demee xool ba xam ne am na ay mag yu ci biir xam nga lan lañ def. léegi direction transport moom moo centrale bi foofu la nekk. waaw. léegi centre yu ndaw yi nekk ci dëkk bi yëpp dañuy collé dañuy kii foofu quoi. waaw d'accord waaw dañuy connecté wu foofu. waaw koy. waaw munoo jox yow li nekk seen liggéey xam nga mooy lan. d'accord yow instant bi ngay def. mooy di livré waaw. révision waaw koy instant bi ngay def révision bi. comprendre nañ. daa ci données yëpp day dem directement fële. waaw c'est ça. ñoom ñooy tirer conclusion bi. dëgg la te loolu résultat yi. dëgg la loolu mën a nekk. yow mënatoo def dara. dëgg la lu dul contrôle. yow résultat bi du yaa ko doon joxe comme bu njëkk bi na nga ko doon joxe. mais Moussa ñun nan la ñuy bëggee ñun ñi liggéey Sénégal bu nekk état bi bëgg centraliser lépp ci moom ci boppam. mais mënut a nekk. wallaay. mais mënut a nekk. parce que Dakar normalement Dakar war na am Pikine Guédiawaye Thiaroye foofu yëpp war na am centre ba nga xam ne chauffeurs yi duñu daw seeti di ñëw ay Dakar di ñëw foofu pour ran ji non mënut a nekk c'est pas normal. ça c'est vrai c'est un problème. Saint-Louis la même chose. Ziguinchor la région bu nekk war nañu am ay centre yoo xam ne réglementé yoo xam ne citoyens yi ñoo koy yor. parce que ñun centre da nga gis fii ay centre yoo xam ne ñaari nit rek ñoo nekk ci biir. jeex na ñaari nit ñooy nekk ci biir ak matériel bi qu'il faut
jeex ñoom dañuy defar affaire yi sànni ko fële ñu joxe résultat bi ñu indi la affaire bi amul benn magu yi bu fekkee benn magu yi du si am noonu la ñu war a def Sénégal parce que sinon kenn du am liggéey kenn du am liggéey possibilité liggéey yaa ngi fa mais ni ñu centraliser affaire bi ci état bi moom metti loolu moom metti quoi mais foofu la ñu war a xool man d'accord ma ay ministère ay secrétaire général bi yor ay secrétaire général ministère bi yor ay centre c'est pas normal mais citoyen dans ce cas lan la ñuy def oui absolument lan la ñuy def d'accord waaw c'est un donc encore pour affaire suuf si mais Moussa boo nee déclassifié naa ça signifie automatiquement que nit mun na fa tabax oui kon lan moo tax nit ki war a jënd ba noppi war a retourner waat di dem uti xawma lan de construction permis de construction c'est contradictoire mun ta nekk encore un privé warta mun a yor benn tool jékki-jékki bëgg ko jaay def ko kër c'est pas normal état bi moo war a mun a ñëw ne ko fii de dama ko déclassifier dama bëgg nit ñi dëkk fii ba noppi proposer que un prix état bi moo ko war a jënd ba noppi distribuer ko mais non un privé wala privé bi bu demee ba di ko déclassifier moom moo war a dem uti ci permis de construction kii di jënd dafa war a jënd rek ñëw tabax waaw parce que man mënu ma d'accord nga jaay ma àll ba noppi dem sa yoon man ma war a pratique yi si des yëpp man ma war ko doxal sama bopp c'est pas normal très bien mais ñun mais fii da nga gis foo xam ne tool la waxuma la sax état bi man parce que comme nga Afrique état la yox mais fii commune bi mooy ñëw proposer la un prix ne la fii de dañ fi bëgg tabax ay logements sociaux prix moom da nga koy jël wala nga ñàkk moom mooy xool ban prix la lay jox waaw foofu de communalisation intégrale la moom commune yi dañuy waaw koy justement parce que suuf si nga bayee ci commune am la nekk si il a besoin bi moo primordial que yow say problème moom kenn waxatu ko dañ lay proposer un prix où nga jël négociation nag dina am dëgg la waaw après ñoom bu ñu commencé tabax amatul kii bi jënd dem di dem ut ay permis de construction ay permis non kii di jaay moo war a defar loolu lépp ba affaire bi jaar yoon mu commencé jaay mais jaay ba noppi bàyyi ak doxandéem mi ñu dem di doxal seen bopp mais foofu problème mi ngi fay commencé am jërëjëf sëñ bi encore ma daana fenn encore Descos buy wax bu mu yaakaar ne ay dof la ñuy waxal parce que bu ma ne bu ne gars yi di am permis dafay am permis de construction am nga lépp mais boo tabaxee loo war sa tabax bu ñu ñëwee dañ koy daaneel mais kon Dakar kër yëpp la ñu war a daaneel parce que Dakar bi ñu koy sànc kenn waxuloon ne kër yi day am ay atelier si biir kenn waxuloon ne kër yi day am ay ñu ngi koy wax ay commerce si biir kenn waxu ko woon parce que centenaire bi 20 ans ginnaaw ay kër kese la woon résidence la woon mais léegi chinois yaa ngi fa bëri ba kenn xam ñoo ñu leen def dañ leen a jaay nag dañ leen a jaay nag de borom kër yi leen jaay non modification bi est-ce que jaar na yoon waaw c'est ça le problème marché yi nga xam ne débordé nañu est-ce que jaar na yoon marché yoo xam ne ñi fa dëkk léegi bu ñuy wax sax waxu marché kenn laajatul ñi fa dëkk mais entre maire bi la ak commerçant yoo xam ne ils ne sont même pas résidents ci zone boobu il y a problème jërëjëf sëñ bi ñoo lay gërëm sant jërëjëf balaa ñu mën a jël ñeneen ci ligne bi ci 88 628 98 98 bu nekk am na ku nekk si ligne bi ñu daal di koy dalal sur seen loo ci xam te centre technique dara waaw xam nga Moussa nit ku nekk li nga nekk waaw secteur boobu yaa ko gën a maîtriser ka ca nekkul dëgg la xam nga ku jàngul doo am permis waaw lu wóor ndax toogoo ci ba xam loolu la koy fekk man suñu kilifa yi jël suñu xaalis ko est-ce que yaa ngi may dégg ndax xam nañ lu leen tey fekk suba du exemple xalam accident ñu moo di ay acteur lay néew bi waaw soxlawuñu ko itam suñuy xam-xam dépassé na oto yi nekk beneen bi ci des mun dañu mérité lépp état da ko yoo xam nga suñuy kuréel parce que yaa ngi ñuy interviewé toujours waaw mais dañuy defar dañ koy bloqué bu fekkee na nga ni fekkee ñu ba muy projet wante donc la seq ak ñun ñu am ay compagnie de transport keneen def ko ñu am ñuy garage privé sooy sax ci garage privé yi lay nekk est-ce que comprendre nga kon il faut ñu réformer nga xam ne moo di transport non du réformer changement parc bi ñu ni dañ koy jox état bu di ko def toujours waaw moo war a jóge ci loxoy état ñëw ci ñun
que pour acteur professionnel. waaw. ban oto moo baax Sénégal. waaw noo xam ban oto moo baax ci suñu climat bi. yaa ngi dégg. waaw mun noo xam itam ban oto moo baax ci suñuy tëli. waaw. bu fekkee ne état ba accident yi jóge fi. modernisation bi ñuy wax yow kañ laa créé woon conseil national. waaw yàgg na de. du moom la ñuy wax fi ne naan ay réforme. waaw. est-ce que mujj ñu foofu. dëgg la. xam-xam boobu nu amoon. buñ ñu bàyyi woon nun en tant que acteur ñu organisé wu. waaw. état bi accompagné nu. bu ko defee bu ñu defee suñuy projet teg suñu centre formation. bépp transporteur bu ñu jox oto nga jox ko chauffeur bi génn ci centre formation bi am diplôme de formation. waaw. nga xam ni duutuñu laaj ay paas ñoom chauffeur yi duutuñu enquêté. oto yi am ay receveur. ñu leen di fay solde bu baax. ñu am ay contrat. am mutuelle de santé. soo jógee kenn duutu jëkkante. ah d'accord. est-ce que comprendre nga li ma wax. dëgg la transport bi mën nañ koo régler dañu cee mayul place. d'accord te président Macky Sall bii fi nekk. président bu fi mus a nekk. waaw. bëgg nga transport jaar yoon. nga bañ koo bind ci sa bilan. waaw. ministre bu ñu jox secteur transport. bëgg ngaa am ay résultats. dëgg la. mais ñi ci suuf ñoo bloqué transport bi. déet waay. barke Rasuul lay ñoo ko bloqué man ñaata projet ñu ma bloqué te bloqué nañ samay morom. bu ñu bëggee transport bu Sénégal jaar yoon nag. waaw. il faut ñu boole acteurs yi. laaj leen seen xam-xam doo leen ci yëpp xam-xam parce que ñoom politique leen fi indi. d'accord kon maanaam li ngeen di wax comme solution mooy ñu bàyyi leen ngeen di organiser seen i garage privé. léegi nag koo xam ne def na nu dul noonu ñu retirer sa agrément wala sa licence. non Moussa. buñ ko bàyyi woon lu def loolu tey. waaw. gis nga bu ma amee sama garage privé. mu defal suñu procès joxe ko. gis nga client bii dugg ci oto bi sax. waaw. day mën a def rapport. gis nga bu gisee chauffeur bi def lu mu war a def. day xam fi muy woote rapidement pour def rapport am. waaw mooy que li waa ji doon wax sànq. voilà c'est ça le problème. mais dañ ñoo nangu la bàyyi dañ ñoo jàpp ak ko bi xar di nu gurgur wut seeni nit ba pare teg leen ku fi toog teg ci say nit te mënuñoo régler problème bi bu ko defee président bu fi nekk doo mën a bind benn village ci transport. ministre transport bu fi ne doo mën a bind benn résultat ci transport. ba pare askan wi di loru mooy itam mënunoo progresser ci problème mu transport. léegi di war naa fekk luy concurrence ak sous-région bi. waaw c'est vrai. jërëjëf yaa ngi dégg. mais ma léegi fépp raw nañu Moussa du noonu du acteur transport yi booy yi dañoo xamul ko xam doo def lu lay rey. dëgg la waaw dëgg la absolument. dañ leen a war a former. bàyyi noog suñu transport bi accompagner nu. dem politique bañ jox la benn place rek dañoo occupé nu mayoonu place mayoonu dara loolu de transport du mos a régler ci àdduna. jërëjëf. merci. jërëjëf Ibra Wade mu jiite CONTRAS conseil national des transports du Sénégal waaw ñii ay acteurs lañ kon nag dégg nga ñoom lañ ci wax ñu xaar keneen ci ligne bi ci 88 628 98 98 tey ñu waxtaanee ci ñaari tomb bokk na ca li jëm ci wàllu est-ce que ba bay wéy na mbuus daal wala dañuy xaar ba jaan wi dem ñu ci topp ci wotot ba ni koy bool di waxee. léeg-léeg da ngay gis daal la ñuy toj nañu seetaanee ba egg foofu daal loolee ëlëm nañu bëri te ñu waroon koo saytu xool ko contrôler ko ba du ñu may kenn loo xam ne daal dina mën a tabax fenn te boo Descos ñëw di ko toj bëggoon nañ nag waa Descos tamit indi ñuy leeral waaye nag ñoom nag léegi-léegi moom jotin leen problème la ci fànn woowu pour ñuy intervenir tamit di indi ay leeral asalaamaaleykum. salaamaaleykum. waaleykum salaam. Alaaji El Hadj Thiam El Hadj Moussa waaw. Thiam. kooku. Cheikh Mamadou Dieng. waaw Cheikh Mamadou Dieng ñu ngi lay ziar. na nga def. sant yàlla Tarka Dieng. maa ngi nuyu Père Brahim. waaw ñu ngi koy ziar. ak sama xëy Bawol Bawol. wallaay. maa ngi leen déglu boobu ba tey. dëgg la. question yi ngeen abordé question yu am solo la vraiment. waaw ndax toj yi métti na. waaye aussi volonté bi nga xam ne état bi am na ko aussi pour normer construction yi. yooyu aussi c'est à saluer quand même. oui. ndax boo gisee catastrophe bi am xodd ba. loolu ak ña fa faatu ñëpp. waaw ñu ne 8 personnes faatu nañu fa. wallaay wallaay. absence de norme et de contrôle moo koy. dëgg la. donc léeg-léeg c'est une question de suivi. oui. xëy na nag bu dalee sa kaw fekk nga néew doole yooyu tabax ba pare ñu toj ko moom wax dëgg yàlla loolu ku ne. ku jéem a comprendre daf laa dalul. dëgg la ndeysaan. waaye man fi ma sikkee autorité yi mooy kees moom dara du fa umpe. donc bu ñu demee fondation ba ñuy dem Sénat bi ba ñuy couler. waaw. je crois que gaañ yi xam na ne fii am na lu fi xew. dëgg la donc boobu la ñu war a mën a def seen i contrôle. ñun war a arrêté liggéey yi ñu war a arrêté ñu arrêté ko. dëgg la. waaye doo bàyyi nit ba mu tabax ba dem ba couler. ba dëkk sax
nga ñëw naan ko fii forêt classée la woon loolu moom kenn mënu ko comprendre wax dëgg yàlla waaye ñu tenir compte aussi ci pression population parce que am na benn femme bu ko wax dem ci benn télé mu jox données boo xam ne c'est quand même important mu ne nit ñi dañu xaw a am tuuti sakkan tuuti donc loolu il faut aussi gars ñi di tenir compte l'explosion démographique là c'est une réalité quand même absolument oui kër yi xat na nit ñi amuñu fu ñu dëkk donc am na forêt yoo xam ne bu demee ba nekkatul forêt presque parce que da nga gis àllub kaañ a ngi ni ñu àllub kaañ ana àll bi ana forêt de kaañ waaw nekku fa de ma ne waaye yow aw béy sax bu nekk bi nga gis ko donc aussi je pense que aussi il faut ñu faire évoluer les textes ñu def ay contrôle di am suivi am na ci solo parce que bu ma jëlee exemple bi nekk xodd ba un cas que je connais très bien parce que je suis pas loin mais foofu daaw la xaw ma daaw jég mais préfet ñëw na ba foofu arrêté liggéey bi un dimanche dafa jaar ne leen di liggéey bi arrêté leen ko demain des ko lundi des ko dina ñëw notifier leen ko waaw loolu kay mel lu leer laa la wax le préfet xaw ma temps yu kan moo fi nekkoon préfet ñëw na ba foofu gaare otom un dimanche ne leen seen bi il faut l'arrêter parce que ñu ngi woon ci kaw emprise waaw léegi descos ñëw na fa dafa quoi xonq bi mais léegi nan lañ def ba gaa ñu négocier ba continuer def liggéey ba liggéey bi affaire daanu ci kaw nit ñi ba naan 8 personnes dee na fa ba léegi sax am na ñoo xam ne ñu nga foofa génn guñu boo yéeme na voilà donc yooyu aussi contrôle bi du mën a ñàkk mais aussi nañu def de la prévention parce que vraiment nag wax dëgg yàlla na dajale si ñetti sa ñaari saako ciment tabax ba pare ba changé ñu ne la na dañ koy toj mais loolu moom neexul moom wax dëgg yàlla waaw donc man daal loolu laa ne woon naa ko ci parce que maa ngi doon suivre ci soo ba tey jërëjëf je le remercie encore une fois ci thème yu jërëjëf Cheikh Mamadou Dieng ñoo ngi lay gërëm la sant si intervention bi jërëjëf Cheikh Mamadou Dieng ñu xaar keneen ci ligne bi ci 88 628 98 sur seen rajo yéen a ngi seen biir émission la ci xam te ñu waxtaanee ci ñaari tomb yooyu ndaxte daanaka dégg nga intervention nit ñi askan wi ca la ci jëm ndaxte nag lu bëri mooy daal tabax diggante jënd ba tabax boo maanaam yooyu yëpp donc daal xaj na ca waaw contrôle bi. asalaamaaleykum. allo ñu ngi lay déglu ku baax. waaw sëñ Moussa na nga def. sant yàlla bu baax. yaa ngi si jàmm. alhamdulilah. alhamdulilah ñu ngi ñaanal ñëpp ci dimanche bi ñu ngi lay fay jàmm jërëjëf mbas mi aussi ñaanal yàlla ci yàlla jëleel ñu ko fi amiin waay am na ñu ngi déglu débat yi ci soo ba léegi bu ko dugg léegi nga xaw a xat trop dëgg la tur bi am na ñaanal ñëpp lii lépp ngëneel la parce que émission la comme ni ko gars yi di waxee rek ci dañuy mën a jooytal suñuy kii dëgg la mais comme tam bi ngeen kii tey ci problème mu suuf si problème dëkkuwaay yi loolu état bi moo war a anticiper waaw parce que ñun ñëpp fii lañ dëkk ci banlieue bii lañ dëkk ñun ñëpp xam nañ ñu barki démb boo ñëwoon Kër Massar da ngay seen fu la neex tey Kër Massar a ngi nii fees del wallaay dëgg la xam nga lépp état nga koy seetaan dëgg la de da ngay demal ba wooye mbaam nga dem ba mbambi loolu nga jàdd nga yéeg ngooye mbaam ku ca géej gi nga xool nit ñaa nga tabax jëm foofu ana état day taxaw ba benn jour ni ñuy kurti ñii ay tontine la ñuy gañee ñii lu nekk la ñuy gañee dem jënd seen kër tabax ñu koy benn jour ñu ne dañ koy di fii ci Tivaouane Peulh tey jii ma lay wax ak yow amul presque boo xasee ba génn ko télé bi noonu ni télé bi xal-xal boo ko génnee am na looy dugg ci biir doo am fu oto jaar est-ce que waaw xam nga ñu dem ba jamono ñu war ko moderniser wala dara dañuy xëy toj ay kër yi waaw dëgg la xam nga loolu la planning la. waaw planification. planning la état day day jiitu ay population. dëgg la absolument. xam nga fu ñu séntu dëkk bi fii la daw jëm. ci ay at ci ginnaaw di yàgg dañ tuuti rek doon wax ne Tivaouane Peulh ay dëkkuwaay yu ndaw na gars yi fay. dëgg la état na daw ñëw. waaw loolu sa dëkk bi. route principale bi ñaari oto mënuñ faa jaar ci marché bi. waaw jeex na. tey ñëw fi tey ma wax la leen Moussa. yow yaa ngi fi ñëwal Tivaouane Peulh tey am na gars yi fi jël mairie bi ñu ngay jël ay genre électrique di ko def ci kaw piste bi ci kaw dëkk mbedd yu xat yi buntu kër yi mënuñoo ubbeeku mu tiim kër yi bu ñu tawee ñaari taw ci gannaaw ñaari nawet yii di ñëw buñ ci yàlla dimbaliwul lool dëkk bi dina indonay kër yi day fees waaw parce que tëli bi ñuy defar du tëli kenn xamul lan la benn machine rek la nu yoruñu gradeur yoruñu compacteur yoruñu dara camion bi day ñëw sotti rek mu pelle bi pousse loolu dëkkuwaay yu mel noonu état maire yi di ko seetaan ñëpp di ko seetaan ëllëg jooy boobu yëpp demaat ci kaw état bi ñu ne état bi mais nit booy def dara ci dëkk da ngay laaj waa dëkk ba la ñu soxla parce que fii ku ne moo fi ne nag ñu nekk dañuy xëy rek ku ne dugg am sa ruqu fooy daana jee sa doole ngoon nga retourné duggaat sa kër mais fii ku ne lu xam nañ ne tëli benn peel ak benn camion defaru ko waaw
amul gradeur amul compacteur amul dara. waaw day ñëw rek pelle bi pour mu tes buñ tawee mun na bu yàlla dafay ñaal taw bi taw suba. dëkk bi day indoonde ñu ne état mu Kër Massar gii ñu jóge bërki démb. état mënagu ci dara Tivaouane Peulh ñëwaat même problème. kañ la ñu jóge ci fi ñu nekk. dëgg la de. kañ lañ siy jóge nañ dimbali nit ñi. nañ dimbali état bi aussi discothèque yooyu nañ ñu gars yi guddi la ñuy tabax. dama ne ab étage kenn mënu ko tabax guddi yi. kenn mënu ko am na jour yoo xam ne boo fa demee fekk leen fa bëccëg. waaw. nga teel a intervenir. nga wax leen ne lii ak lii nga convoqué borom kër ga. nga wax ak ñoom. mais lépp ñoom la lépp suñu politiciens yeeg yooyu rek ñooy indi problème te jaru ko. absolument nañu dimbali nit ñi ngir yàlla nit ñi ci souffrance bu méttee métti la ñuy dund. pour am kër gu ñu dundee parce que ku nekk tey boo yeewoo da nga sañoon nga tëral say njaboot si biir kër. mais ni ngay kurtee ba am ko benn waaye buy ñëw xool xam na la état moom ci yoon la nekk parce que moom ay texte am la yor. mais ñun taluñu sax liiri texte. dëgg la ndax dugal suñuy njaboot ci biir kër walay dëgg la waaw taluñu walay dëgg la jërëjëf. waaw kon nag waaw foofu la dogee kon ñu xaar keneen ci ligne bi ci 88 628 xanaa ñu jaar ñaar ba ñett rek daal leen dalal ci 88 628 98 98 soo leen bëggee bokk ci waxtaan wi tey nag ñu waxtaanee ci ñaari tomb jëm ci dëgg la day faral di am ndax nag léeg-léeg nag ñu ñëw litige yi maanaam coow am diggante askan ak ay promoteur wala sax coow ak état bu ci tax léeg-léeg bu day mujj doskos day ñëw daal daana li kër waaye nag lu jaaxal askan wi mooy diggante am terrain bi ak tabax kook yëkkati kook wala ba fondement ko yooyu yëpp ab diir la te loolee saytu xejoon na ci boo léeg-léeg nit ñi dañ si def ay peine yu bari tak te léeg-léeg dañ koy mujj di ñàkk wala ay ndàmpaay ak yooyu dañ fekk est-ce que na la ñu war a mën def ba bañ a egg foofu loolu tamit lu jaaxal askan wi la. beneen bi bokk na ci accident yi ñuy wax dégg nga ñoo ngi wax ci wàllu visite technique yeeg waaye nag dégg nga ñiy yëkkati ay kàddu naan daal wax dëgg yàlla benn centre rek waru fee doy ak yeneen bokk na ci sax bu acteurs yi jàpp nañ ni lii nga xam ne moo di nguur gi dugalu leen ci gestion nu ñu gérer loolee di jafe-jafe yi kon nag mu doon loo xam ne tamit beneen jafe-jafe la ñu ciy laaj askan wi tamit lañ ci xam ci fànn woo kon ñu daal di yëkkati jotaay bi kon mbokk yi di leen gërëm di leen sant ci intervention yëpp yi nga xam ne daanaka nit ñi ba partagé nañ ko askan wi ak ñi nga xam ne sax daanaka daal ñoo ngi ciy yokk ay piste de solution ak i tamit yeneen proposition bu ci ay orientation jëm ci loolee ni ñu ko war a mën a taxawee xeex ko daal ba loolee nga xam tamit mu di askan wi mën cee gis seen bopp daal ak ñi nga xam ne sax ñoo yor projet yi wala ngànk mbir mi ñoom tamit seen yorin gën a yemb tamit wala daal gën a jàppandal lépp rek ngir jëriñu askan wi kon mbokk yi di leen dig daje incha allah ci beneen waxtaan sur seen rajo Sud FM di leen gërëm di leen sant di gërëm bu baax nag pharmacie nationale d'approvisionnement mi nga xam ni seen liggéey daa jëm si yembal garab ak jàppandil ko kon nag ci fépp foo dem rek seen bërëb fajukaay di nga fa fekk seen i garab ñu jàppandal ko bu baax a baax kon nag mu doon loo xam ni daanaka daal bërëb fajukaay yi lépp la yor rek mën nga jëfandikoo seen i garab yi kon nag mu di poste santé yooyu yëpp ak tamit ONAS bi nga xam daanaka tamit ñoom la ñooy jàppandal wala daal di yembal lépp luy écoulement ndox UGI eaux UGI ak eaux pluviales yi mu ci jëm ci wàllu usine yeeg bu ci sax li nga xam ni moo di dëkkuwaay yi kon nag ñu ci sotti ay bërigo ki yeneen ak ci jëm daal booy yàq yoon wi loolu tamit ñu gën cee taxaw si loolu di leen dig daje incha allah samedi bii di ñëw ci beneen waxtaan sur seen rajo jërë ngeen jëf ci ànd bi ngeen ànd ak seen rajo bu beneen samedi bii di ñëw si waxtaan